émission bi di loo ci xam pharmacie nationale d'approvisionnement moo leen koy may pharmacie nationale d'approvisionnement di PNA di leen taxawu ci ay garab ci générique muy garab yi nga xam ne garab yu baax la yomb te wóor te ngeen soxla ko fépp fu ngeen nekk te mu jëm ci ñëpp ñu xamal leen ne PNA mu ngi ci région yi nekk ci Sénégal yépp office national bu assainissement bu Sénégal ñu di ko wax ONAS dafa dellu di ñaaxaat askan wi ci mbalit yu dëgër yi nga xam ne moom la ñuy faratal di sànni ci bépp réseau ONAS nga xam ne ndox yi du mën a dem ni mu ware di jur xet gu bon di indi ay jafe-jafe ci sunu dëkkuwaay ak li ko wër képp ku nemmeeku nag yii gàllankoor ONAS tegal na leen fi numéro bii ñuy wax 81 810 12 81 810 12 numéro bii ñu leen jox mën ngeen cee woote waxtu wu ne bés bu ne ONAS dafa taxaw jon ngir sellal sunuy dëkkuwaay ak li ko wër. PNA di pharmacie nationale d'approvisionnement ak ONAS office national de l'assainissement du Sénégal ñoo leen di may seen émission loo ci xam ak El Hadji Moussa Thiam. jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak seen rajo Sud FM 98.5 mbokk déglukat seen rajo Sud FM amaan nañu mbégte ci kattanu borom bi ñuy àddu fi ngeen di teewlu teewat seen émission lu ci xam seen émission lu ci xam ñëwaat na rek comme ni ñu koy defee samedi ju net jot su waxtu yi jotee ñu fas yéene ànd ak àdduna wërngal këpp ci la ñuy waxtaanee léeg-léeg nag ñuy dalal gan ci indi ceeg wala soxla ci ay leeral ak gindi ci li nga xam ne daal moom la ñuy fas yéene di waxtaanee kon nag nuñ ko defee rek di jégalu baax a baax ci tardement bi nag loolee ñi yor wàllu transport bi nañuy tamit di communiquer bu baax a baax ak askan wi ndaxte nag booy ñëw Pikine plan de circulation bi dañ ko dévier dañ ko changé donc lu baax na ñuy wax ak askan bi ñi nga xam ne tamit dañoo yor seen oto ñu jël seen i matukaay ñiy def transport jël seen matukaay ndaxte bu nekkee dañoo baare li nga xam ne moo di yoon bu jëm boo maraîcher nit ñi di jël li nga xam ne moo di corniche technopole bi di dugg pour jaaree ko Yaraax Seras pour dem Yaraax loolee tamit jafe-jafe la ci rond point boobu nga xam ne mooy pont bu bees bi kon nag daanaka nit ñi dinañ fa def waxtu pour déplacer wu kon nag loolee tamit baax na ñuy waxtaan ak askan bi di ci def ay communiqué nit ñi di yéeg li xew ñuy xool daal seen i matukaay jël ko nu mu gën a gaawee ndaxte ñu bëri fu mu ne nii am nañ fay jafe-jafe kon mbokk yi gannaaw ba ñu ubbee loolu danañ ñëw tamit ci li nga xam ne moo di wàccaay tabaski yi wàccaay tabaski bi tamit ak ni ñu ko waxee tamit ci wàllu mbas mi dégg ngeen ci ubbi woon nañ ci ndaxte nag daanaka ba ñuy wax troisième vague fi lañ ko waxtaanee woon ñu wax ci lu bari ba fu mu ne nii dégg nga na ci yëkkati ak si kàddoo ki sax boo léeg-léeg yenn dogal ba tamit matukaay nga xam ni nee nañu danañ ko ci jël waaye teewut tamit waxtaan ñi ci nit ñi di ci wax ci li nga xam ne mooy responsabilité yi waaw individuelle ak collective ak lépp li nga xam ne daanaka daal waaye daal mbir mee ngi fi. est-ce que tamit li jëm ci fànn woowu ndaxte dégg nga sax njiit réew mi ci li nga xam ne mooy la mu yëkkati ci kàddu yi booy dànqaafu sax naan boo mooy danañ jël li fi amoon waaw kon nag est-ce que askan bi dañ leen a war a bàyyi ak seen bopp wala dañ leen a war a tamit organiser ci li ci jëm ndaxte nag gis nañ ni daanaka mbir mi kaay yi nu muy yëgee loolu tamit jafe-jafe la ba ci sax li nga xam ne mooy Sénégal ku ko xam-xam tamit dëkk bu bëgg feet la dëgg tamit bu respecté ay feetam la yooyu tamit di yëpp yoo xam ne ñuy taxaw la suñu kanam këtti ni jonn tamit nit ñi ne la ñu war a taxawoo bokk na ci ministre de l'élevage waaw moom nag muy samedi wees nag waroon na ñëwut waaw tey tamit du tee xam naa du ñàkk bu bëggee dëgg ci émission bi mu dugg ca xari daal ñu bëri ñoo ngi naan gisaguñ dara waaw kon nag daanaka daal bu nekkee nag yenn daral yi sax daan bu nekkee bëreetul wala amatul ndaxte nag daral sogaas yi moom daanaka teer bi yóbbu na lépp waaye yeneen yi nga xam daanaka ñoo ngi fa waaye lu ñuy bëri di gis ci marché bi mooy ñi nga xam ne ñoo di nag mooy ñi yaru kër yi te bëri na lool te léeg-léeg nag moom xar wi xaw a takku lool ci njëg naam sax bu nekkee ku nekk tamit war ngaa am ci la nga am waaye nag ba tey fu mbir yi toll bëggoon nañ ñu xam ko ndaxte nag rassurer askan wi ministre du commerce waaw moom tamit Aminata Assome Diatta ci wàllu njënd meeg njaay mi tamit jafe-jafe moo ngi ca ndaxte nag ci wàllu njob soble yeeg la ci jëm ak yooyu yëpp bëgg nañ si tamit am ak leeral tuuti ndaxte nag gis nañu léeg-léeg daal spéculation bi day xaw a tar lool est-ce que li jëm ci wàllu régulation tamit ñoom ñoo ngi cay taxaw di seetlu bu baax a baax li nga xam ne mooy la ñuy jënde ak la ñuy jaayee ba kenn rek bañ cee loru rawatina nag ci période yi nga xam ne daanaka nit ñi dañuy yittewoo lu bari bokk na ci système yooyu nag la ñu fas yéene waxtaanee
si kanam tuuti gannaaw nag suñu leen dégtalee li nga xam ni moo di publicité yi ba pare mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak seen rajo di gërëm bu baax pharmacie nationale d'approvisionnement ak ONAS bi nga xam ni ñoo leen jagleel émission bi nga xam ni moo di émission askan wi ñi nga xam ne nag ñoo di pharmacie nationale d'approvisionnement ci jàppandal garab fépp foo dem rek ci Sénégal ci produits essentiels yi di ngeen dégg ci cas de santé yëpp sax ba ji sax am na yoo xam ne ñoo ngi ko naal jëmale ko ci yembal bu baax a baax li jëm ci wàllu garab fépp moo di produits essentiels yi waa ONAS nag jamono ji ñoo ngi ci liggéey seqarti lii di yoon yi ndox yi taw yi di jaar waa kon nag ñu gën a góorgóorlu ndaxte sax ñoo ngi jëm si tabaski bi lépp lañ sa soxlawul bu ñu ko sànni tamit ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu bërëb yooyu balaa moo indi jafe-jafe li jëm ci wàllu dem beeg dikk bi ci wàllu ndox bu bon yi nga xam ni day jóge ci kër yi ak tamit ci bërëbu liggéeykaay yi nees kii rek ñu ànd ak yéen mbokk yi ci waxtaan wi. jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak seen rajo Sud FM 98.5 jërë ngeen jëf tamit ci tàmm bu ngeen tàmm seen rajo Sud FM tout de suite nag ñu ànd ak mbokk auditeurs yi ci li nga xam ni moom la ñu jàpp ni daal moom la ñu waxtaanee tey jëmale ko ci li nga xam ni moo ci lenn li ñoo ngi ko doon wax sànq ci mbas mi ndaxte nag gis nañ ni daanaka fu mu ne nii mbir mi ngi jéggi dayoo boo ñu sax ñu ngi naan boo moytu danañ dellu ci la ñu newoon est-ce que tamit waruñoo changer discours waruñoo changer tamit li nga xam ne def rupture par rapport ak li nga xam ne mooy yi ñu daan yëkkati ko di ko jëmale ci askan wi ndaxte gis nañ ni ñu bëri daanaka déglootuñu wala gëmatuñu ba tax ni nag te saa su ne mbir mi di gën di jéggi dayo yooyu yëpp di yoo xam ne bëgg nañ ko waxtaanee bokk na ci tamit ci tolluwaay xar yi waaye nag ministre bi moom waxoon nañ de dinañ ñëw te waaye nag dégguñu leen téléphone bee ngi fi mën nañu woote donc ci ligne bi jaar waaye nag teewut ñu rassurer askan wi bu nekkee lañ daan wax ci ay prévisions egg nañ fam déet est-ce que tamit la ca des loolee tamit dana mate ndaxte nag gis nañ ni fu mu ne nii ba léegi daal mbir mi daal teeg na lool ci ñu bari. bokk na ci tamit soxna si yor wàllu njënd meeg njaay mi di ministre commerce moom tamit xam naa nag directeur commerce ñu ngi ñuy déglu waaye teewul tamit ci foofee ñu tamit dalal xel ndaxte nag gis nañu léeg-léeg ci njënd meeg njaay mi ci li jëm ci wàllu la ñuy gën a yittewoo léeg-léeg gars yi laxas si jaan est-ce que ci wàllu régulation bi tamit foofu ñoo ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax ndaxte la ñuy jëndee ak yi ñuy fixé moo ngi ca marché bi yooyu yëpp tamit yoo xam ne bëgg nañ ko waxtaanee ci 88 628 98 98 yéen a ngi seen biir émission loo ci xam sur seen rajo Sud FM tey ñu indi ñaari ponk yooyu di ci waxtaanee. voilà ñu jël suñu auditeur bu njëkk asalaamaaleykum allo. allo waaw sëñ Moussa. naam. na ngeen def waay. ñu ngi sant bu baax. ñu ngi leen di ziar bu baax. delloo nañu la ziar. di leen jaajëfal ci liggéey bi. jërëjëf jërëjëf Ablaye. continuer di ko rafetlu. merci beaucoup. wax dëgg yàlla am yéen a ngi ci combat bi. bu doon jàngoro ji combat kese mooy tax mu jóge fi. dëgg la. yéen ngeen bokk ngeen ci dose bi nga xam ne moo ko fiy jëlee. jërëjëf jërëjëf. parce que yéen a ngi ciy bay seen waar. jërëjëf di conscientiser nit ñi. teyaloo leen ci thème bi saa yu ngeen xëyee di ko indiwaat. mu nekk ci boppi nit ñi. dëgg la kon nit ñee ci des. dëgg la. man nag su may faral di wax gis nga ci jàngoro ji. man damay wax am na loo xam ne ñoo ko moom. ñun askan wi. waaye am na loo xam ne ñi yëngatu ci këri docteur yi ñoo ko moom. te suñu ay nawle lañ. penc mi yaatu na. mais kenn mësu fi wax yi. mais bu amee il faut ñu leen koy nangul di leen yërëm. waaw. yërmaande gi mooy sëñ Moussa ñun nangu xam ne jàngoro jii dafa am. jàngoro ji du affaire de politique. communication nag dina rafet. waaw parce que mënuma taxaw un chef de l'État dem wëri ba pare dikk di wëlbatiku waat di waxaat ci loolu day xajamal. mais nan la war a def kon. parce que ni mu defee sëñ Moussa nañ waxante dëgg. doxantu bi mu doon doxantu. ba mu mujj wëlbatiku nekk ay meeting départemental wala meeting régional. du woon yoon. bu dee dañuy wax rek te yàlla tax. mais gis nga ni nga ko mënee duut baaraam noonu nga mën a duut baaraamee tamit opposition bi. def nañ fi ay manifestants buñ xaajale nañuy wax rek bu wax jotee. def nañ fi manifestation parcelle. woote nañ fi manifestation place de l'Obélisque. oui. bon ñoom ak njiitu réew mi foofu ñoo fa yam. oui. jàngoro ju am ñi nag nañu déglu tey ñi nga xam ne tey ñoom ñoo nekk ci hôpital yi jàngi woon loolu. mais suñ taxaw rek. kon bu ñu la déggee mooy maanaam ñu bàyyee spécialistes yi ñu wax ci te politique yi génn ci seen kii mais donc il faut un changement de discours et de personne. mooy yoon sëñ Moussa. mooy yoon. gis nga le ministre de la santé bu taxawee di wax. nañu sentir na c'est le ministre de la santé sénégalais qui parle. waaye pas un membre de l'APR. moom timit buy wax
mu sentir ne c'est en tant que fi mu taxaw di wax. c'est le ministre qui parle à la population sénégalaise. mais pas un membre d'un militant qui parle. wàllu communication moom bu ñu waxantee rek te yàlla tax. am na faay yu bari yu ci am moo tax askan wi dem nañ ba gëmatuñ ko. donc lu ñu war a def dañu war a changer de discours wala changement de communication bi. benn war na am. te bu waree am bon ñañ ko jébbal ñi nga xam ne ñoo say yëngatu. ñoom ñu taxaw di ko wax. askan wi gëm leen. te buñ dee wax rek te yàlla tax. jàngoro ji am na de. mais loolu est-ce que dina mën a nekk parce que en pleine crise gis nañu docteur Bousso nekkatu fii coow li chaque jour déggante Seydi ak le ministre de la santé chaque jour ñuy xëccoo yi kaddu. mais est-ce que loolu tamit. le cas de docteur Bousso. pourtant beneen docteur rek moo ko remplacé. bon man jàpp naa ne foofu warul am problème. oui parce que adjoint am la woon. docteur la comme moom. oui ñu bokk jàng li ñu jàng. dindi nañ ko fi teg nañ fi keneen. man jàpp naa ne loolu warul nekk tax ñu am confiance ci parce que ñoom ñëpp a yam. ay docteur lañ dem jàngi. bu doon dañ fa jël teg fa un politicien. bu boobaa nga dute. mais son adjoint lañ ko remplacé. lii teg ko. kon damay jàpp ne ñoom ñëpp la sotti seeg def si la. li am importance askan wi ñoo war a xam ne jàngoro ji am na. du affaire de politique ñuy jël barrières yi nga xam ne tey. ñii yëngatu ci wàllu santé bi moom la ñu digal ñu di ko respecté. oui surtout. waaw ñu jëm nag daf mel ni duñ ko respecté. parce que Sénégal dem nañ ba boo waxee dañuy fuuyu. ndax jàngoro ji amul. oui sëñ Moussa man dama jël benn exemple. temps yi koo dégg mu ne la non grippe bi. waaw dafa bari trop grippe. bon voilà war nañu gëm ne bon résultat bii am tey. lii la. mais nanguwuñ ko gëm. est-ce que grippe bi sax du loolu. man loolu laa gëm de. man gis nga ko si toxal man la gaañ da ngaa corona man du ma nëbatu man dama lay wax carrément da ngaa corona. man loolu laa lay wax. parce que jàngoro ji moom moo. man loolu laa gëm. jërëjëf sëñ Ablaye. bon askan wi si boppam nañu xam ne jàngoro ji am na mi ngi existé. dëgg la. bu nombre bi yokkee tamit ñu gëm ne xam ne loolu moo war a am li ñuy xeex tey dafa mel ni yow. li ngay wax léegi statut prendre nos responsabilités. dafa mel ni da ngaa lire sama statut. man loolu laa statut. dëgg la le Covid-19 est lâche. prenons nos responsabilités individuelles et collectives. man jàpp naa ne foofu lañ toll ñuy dégluwaay docteurs yi te bañ a dégluwaay politiciens yi nga xam ne tey. comme si mun ci doon seen intérêt moo tax nañuy communiquer ñu di ko communiquer. très bien jërëjëf. bu loru dee jot ñun ñooy loru. wallaay Macky Sall bi mu doon def tournée bi yóbbu ay nit tey. bu ñooñu loroo du leen faj. seen i mbokk leen di faj. opposition bii def tournée. ñii di def ci bu tànk. ñee di woote ay manifestation tey boo feebaree dañ la fay wàcc. seen njaboot yi isolé wu nañ. kenn du dem ci manifestation yooyu. ngeen baal ma àq bu baax sëñ Moussa. jërëjëf sëñ Ablaye Ndiaye marchand ambulant kon ñu xaar keneen ci lim bi ci 88 628 98 98 tey nag pratiquement waaw dañuy waxtaanee ci tomb yu bëri bokk na ci Covid bi waaye tamit wàccaay tabaski bi ci xar yeeg la ci jëm ak lay togg sax lii di xarwa waaw kon nag loolee bokk na ci la ñuy bëgg waxtaan ñu jël ki ci asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ Moussa. waaw ñu ngi lay dégg ku baax. ñu ngi leen di ziar. ñu ngi lay delloo ziar. naka waa kër gi allo allo. allo. ci mbas mi la ñuy wax de. waaw ñu ngi ci bokk na ci de. waaw mbas mi day Moussa man xam nga mbir dana dem ba toll koo xam ne fii yow dootoo xam looy wax. parce que situation bi dem na ba toll foo xam ne fii borom réew mi ci boppam allo. ñoo ngi lay dégg. borom réew mi ci boppam. njiitu réew mi du borom réew mi njiitu réew mi. njiitu réew mi. voilà. lu jën njaaga te muy njaag. ndax tournée économique bii ñu def. fële lépp déparé. te booba kenn waxu ko. ku jóg te bokkuloo ca lay tàcc yaag wër ba. ñu ne la da nga leen a contre. tey ji nag résultat yaa ngi nii jaaxal yi ñëpp. borom kër nag lu muy tere ci biir këram da cay jiitu. mais bu fekkee ne bi da ngaa tere ba pare te yow li ngay tere bàyyiwuloo ko surga si duñu ko mën a bàyyi. d'accord. tey ji situation bi dem na ba àgg foo xam ne fii. il faut que ñu soppi comportement. voilà. mais soppi comportement yi nag dafa bari ci ay niveau yu ñu ko war a def. mais justement loolu lañu bëgg. war nañu ko def au niveau de l'appareil d'État.
war nañu ko def ci population yi. mais ci naka ci appareil d'état bi. ni ñu koy defee ci appareil d'état bi comme seen comportement yi ñu soppi ko. yenn daje yi nga xam ne dañu koy def yépp te mu nekk ci wàllu politique ñu bakku ñu bàyyi ko. conseil de ministre sax am na nu ñu daan def ba feebar bi door a ñëw am na nu ñu daan tooge. ñu delluwaat ca nañu daan tooge. waaw delluwaat ci oto yi. ku dugg ci oto na nga takk masque. oto yi bàyyi si sars yi Moussa. mais kon li njiiti réew mi doon dankaafu war na cee dem. ma ne maanaam état d'urgence bi muy wax naan boobu mooy dinañ fa dellu war na ñëw wala am déet. bon état d'urgence xam nga état d'urgence aussi bu fekkee ne amul benn accompagnement aussi jarul ñu def état d'urgence. parce que nit ki li ngay tere jarul ngay nee naa état d'urgence di kii nit ñi mais li nga xam ne dañu koy tere. mesure barrière yi nga xam ne dañu ko teg ñu respecté ko. waaw kuy fooy dem boo demee na nga raxasu. na nga takk masque. jaxasoo bu bari bi nañu ko wàññi. waaw maa ngi doon wax léegi ci oto yi Moussa nit ñi Ndakaaru ñu bari dëkkuñu fi. dañuy xëy ci banlieue bi la ñuy jóge. dëgg la ñuy jóge feneen ak feneen ak feneen ak feneen. Moussa oto yi dañuy sars ba fees. oui. te kenn du ko tere. man dama dem ba yàgg ma ne bon code de la route mi tere woon si sars xanaa léegi da koy légaliser. parce que mënuma comprendre homme de tenue même bu fekkee ni bi état bi sax mais homme de tenue oto romb la. sarse ba li ne ci marché bi boo ko dee seet mooy ëpp li nekk ci biir oto bi. homme de tenue bi bu ñëwee du xool sax oto bi day ñëw wax ak alkaati bi bu waxee moom mënu ñaari baat mu daal di ko delluwaat kay ga mu ko joxoon mu dem yoonam. alors loolu ci situation bi ñu nekk nii dafay gën a yaatal feebar bi. beneen ba ca des mooy Moussa ñi nga xam ne ñooy faj nañu leen bàyyee kàddu gi. bu ñu nee nañu def nii la ñu wax nañu ko def. docteur Seydi moo xaw ma lu tax mu bàyyi xaw ma lu tax mu démissionné mais dama ni Moussa nit bu fekkee ni bi da nga koy jox département mu di ci liggéey. da nga koy responsabiliser nga bàyyi ko ak lépp. dëgg la ministre bi. du médecin ci li ma yaakaar. du médecin bu fekkee ni am na ay techniciens nag nay waxtaan ak ay techniciens yi bu ñu waxee moom na ci génn. lu ñuy faje dëgg la. waaye bu fekkee ni bi da nga am problème politique nga bëgg ko régler nag yow parce que war nga wax mais vraiment ça pose problème situation bi ñu nekk nii vraiment métti na. te am na ñoo xam ne ñi tey ñu bari Moussa ñi gën a bari ñu ngi tëdd seen biir kër. parce que dañuy wax ñu ne dama am pali. grippe waaw mais du pali feebar bi la. waaw grippe bi de moom tay koo laaj mu ne ma dama grippe amuñu ay moyens. amuñu ay moyens am na ñoo xam ne ñi tey feebar bee leen yóbbu tey jotuñu sa àgg sa hôpital. mais c'est vrai que protocole bi sax day jël li nga xam ne mooy faj à domicile bi dëgg la loolu mais tamit est-ce que gënuñu si war a waxtaan xamal nit ñi tamit ñu am feebar bi te nekk seen i kër tamit nu ñu war a fajoo ak nu ñu leen war a organiser. waaw mais faj à domicile boobu bu fekkoon ne bii dañu am ay équipe yoo xam ne équipe tournante. xam ne dañuy dugg ci biir quartier yi. di dugg di consulter nit ñi. bu ko defee loolu dana am lu mu ci saafara. dëgg la parce que am na ñoo xam ne ñi tey pour nga yóbbu leen hôpital jafe-jafe la. dëgg la. ñaar am na ñoo xam ne ñi bëgguñu dem hôpital ndax ragal nañu ko. beneen ba ca des mooy am na ñoo xam ne ñi bëgg nañu dem hôpital mais amuñu moyen. bu ñu demee hôpital. da ngay am malade bi feebar heure bu mu koy daane hôpitaux yi foo dem ñu ne la fees na foo dem ñu ne la fees na foo dem ñu ne la fees na. mais loolu aussi ça pose problème te nit ñi seen doole demeewul noonu. seen doole demeewul noonu. kon dama wax ne daal lépp dafay dellu si waat rek toujours ci état. état moo war a seet nu muy toogee. mais Moussa suñu état bi dañoo politiser ba xam loo yëkk ci politique la lu dul politique te boo ci duggee dañ ne ñu ne da ngaa contre président. mais nag ku jiitu nag fokk am ñu luñ la wax nag. waaw am na lu ko olof yi waxee. ku jiitu ñu ne sa loolu lay na fokk ñu ne la nangam ak nangam ak nangam mënul ñàkk. parce que li nga xam ne lii dafay gëll góose ci réew mi bari na. kon fokk nit ñi wax ko mënuloon a boo ñu ko waxee nga ni pourquoi ñu di ko fi wax. Senghor dañu ko doon xas di ko jëkk lu nekk. Abdou Diouf la même chose Abdoulaye Wade la même chose. donc moom mënul ñëw te kenn du ko critiquer fokk ñu critiquer ko. gis nga lu jar critique nga critique. Moussa réew mi fépp ay metti foo laal day metti jàngoroy màggat la. feebar bi nag tey ji moo nëbb yi ci des mais am na yoo xam ne garaaw na lool dama ne moo raw corona te mu ngi ci biir réew mi. waaw yéeme na corona bi nag fi mu nekk nii moo nekk ci kii bi ndax loo xam ne day faat bakkan. loolu moom mënoo si cee noppi. ñu baa doxantu ko ci daral yi xool yéen sowe ni daral yi day man de amagoo buum. waaw dëkk incha allah amagoo buum le mais li ma gis daal ci dëkk bi daal ñu di ko kii yombul moom. waaw soble seeg yooyu nag xam naa ne moom yombul intéressé woon na leen xam naa ne daal koo xam ne kii xëy na
bu fekkee ni bi borom salaire nga sa net à payer mutul 100 000 francs boo demee ci daral ñu waxaale la nga waxaale am xar ñu naan la 200 000 300 000 100 000 francs waaw yooyu de dana du yomb de. waaw dëgg la xar de boo xoolee la nga ciy def moom doo ko jaay. ma ne ñi yar moom xar de boo xoolee la nga ci def doo ko jaay. ñi yar seen kii lañ yor seen tableau lañ yor. da ngay xool li nga jënd ci repas ak li nga ci dépense ak yooyu. boobu day jaay na nga fekk ko récupérer ndax ba mu récupérer yëpp itam nga récupérer une bonne partie. parce que am na ñoo xam ne dañuy yar ñaari xar tabaski benn bi ci des nga réglé ko sa problème. waaw loolu de dëgg la moom day waaw lu gën a bari léegi nit ñi noonu lañu def ñi nga xam ne ñoo jógee ci àll ba nag yor ay coggal dem ci àll ba ñooñu seen xar yóbbul ndax xar mi itam bu njëkk dañ daan sàmm mais léegi ay camion koy indi camion bi da nga koy fay. da ngay fay juuti da ngay jënd ndox da ngay fay courant da ngay fay gardien. yooyu yëpp ci xar mi lay jëm kooku consommateur bi moo koy supporté. jërëjëf. état bi nag moo ci côté boobu moom moo waroon a organiser wu. seet nan la ñuy organiser wu. ranch de Doli bële ak yeneen yu ko xaw a niru. bu ko defee ñu jël ay nit jox leen ay moyens ñuy yar ay xar bu tabaski jotee. bu ko defee coono yi dana wàññeeku. mais tant que loolu amul coono du fi jóge Moussa. jërëjëf jërëjëf. il faut que ñu xoolaat daal sunu ndoxalinu réew mi daal doy na waar. am na solo jërëjëf jërëjëf am naa ci tiitaange lool. jërëjëf yal nañu yàlla dolli sutura waaye daal. jërëjëf doy na waar de. gërëm nañ la sant nañ la mbokk mi woote léegi ci ligne bi ñu xaar keneen ci 88 628 98 98 bu nekk am na keneen ku nekk ci ligne bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ku baax ñu ngi lay nuyu. waaw El Hadj Moussa Thiam du lay nuyu. ma ngi lay fay kooku. kooku de maa fay la di woote ci Maguette Saban. waaw bisimilah. suñ fay di nuyu auditeurs yu dëkkam yëpp. ñu ngi lay fay. bon di wax ci mbas mi. bon man jàpp naa ne feebar bu fekkee ne c'est vrai am na du fi gaaw a jógee. du tax. waaw parce que maanaam xam nga président Macky Sall bi ñu fiy doog a ñëw moom dafa waxoon ne maanaam guerre la. guerre la. dañu guerre ak mais dafa mel ni capitaine bi nga xam ne moo jiite woon guerre bi ñi jàkkaarloo ak feebar bi dafa dem ba ci biir. teel a jàpp ne bon gagné na guerre bi dëpp homme de troupe bi di dëpp topp ci moom rek. te fi ñu toll nii conséquences yëpp ak coono gi ñu jànkoonteel ci année bi ñu génn yëpp. ci mbirum mbas mi. nation sénégalais lambda bi rek ñoo ko yëg. lu ne daj nañ ko ci. lu ne ñàkk nañ seen perte nañ seen économie ñi feebar nañ ci seen mbokk yi faatu ci mënuñu leen sax rob wala julee leen sax mënuñu ko takk nañuy mas. tëdd nañu guddi lu ne def nañ ko. mais fu ñu mujjee dafa mel ni sax léegi dafa gën a garaaw léegi. kon li ñuy passé yëpp perte de temps la kon moom Macky Sall dafa waroon ñëw jéglu Sénégalais yi. waaw balu leen àq. parce que nag réew mi bu ñu waxee dëgg rek ñun dénkuñu ko médecin dénkuñu ko assemblée nationale dénkuñu ko ministre ku mel ni Seydou Gueye bi doon wax keroog naan Macky Sall tournée bi mbas mi feebar bi bëreetul. imagine loolu benn cas moo dugg Sénégal sonal ñu. ba mu agsi fi ñu agsi tey. yow ab ministre taxaw porte-parole gouvernement nga ne Macky Sall bi muy def tournée bi di mobiliser mbooloo. di jëlee côté bu ne mu koy jëlee ay nit. di yóbbu fu ko neex di wër di dem Thiès di dem Diourbel di dem Fouta moom nee na mbas mi bëriwul. xoolal genre njooyee ñoo ñu jiite quoi moo tax ma ne na mbas mi du fi gaaw a jógee. médecins yi sax bon dëgg la jàmbaar lañ gaa. mais boo xoolee professeur Seydi bi fi demee Casamance. dafa wax rek ñëw gars yi bëgg ko dàq. waaw walaay ñoom bëgguñu. nga ànd ak ñoom leen wax dëgg dañuy bëgg ngay jaayanteeg ñoom. di jël xaalis réew mi 1000 milliards yi ñuy dépensé woon ci Covid bi. ñu ànd ak ñoom ñu di ko lekk. di seetaan askan wi wala ñu jënd ci ay ceeb jox ko seen i goro di séddoo. loolu jëlewu fi mbas mi. mbas mi rigueur moo fi jëlee. rigueur boo xam ni day départ ci président Macky Sall. respecté maanaam li muy wax Sénégal naan bu leen génn moom mu bañatee génn toog këram. bu ko defee Sénégal yi mën a suivre mais xam nga li gën a bon kilifa boo xam ne li ngay wax kenn gëmu ko. wallaahi wa taalaay marché bi ma nekk nii. ñoom yëgaluñu sax seen yaram ne feebar bi am dafa sax gisuma kenn ku fi takk. mooy ban marché. fàttali ñu ko marché Colobane. marché Colobane mi nii. et puis façon nit bu ne moo fi ñëw te léegi li war a tam man mënuñu koo gëm man ne mënu ma koo gëm. au début nag gëmoon naa ko mais dama dem ba bii dama gis marché bi façon nit bu ne moo fi ñëw ñii dañuy jóge Europe di ñëw ñi jóge ci région Sénégal yëpp dañu fi ñëw dajaloo mais man mosuma fi dégg ku feebar. wallaahi azim mosuma fi dégg un an parti yëpp mosuma fi dégg kenn kuñ ne dafa feebar coronavirus wala mu faatu ji. te fii moom wax dëgg la yàlla xam dañoo kon feebar bi ñoom man xaw ma dañ koy imaginer xaw ma dañ koy créer. man daal comprendre ma daal wax nañ ñu gën a leeral Sénégalais daal. am na ñu def ay dem ci maladie fi ñu nekk. bon
ñu gën ñu ko wan pour ñu comprendre ko quoi parce que man dama yaakaar ne ñoom ba Macky Sall dem na ba ñëw rek dégg naa ku mel ni Ousmane Sonko mu ne day préparé ñemeku tuur ak ku mel ni Bougane moom ñu waxtaan ne day génn di def xaw ma topp tànk xaw ma dama yaakaar ne ñooñu la bëgg a toogloo Sénégalais moom mën leen toogloo ko waaw parce que moom Sénégalais incha allahu rabbi dinañu dem fu ñu bëgg a dem dañ tabaski dinañ ñëw yaakaar na ci yàlla pas yaakaar ci Macky Sall ak seen gouvernement mais kon lu ñu li ministre bi di sàkku pour que ñi toog bañ a tabaski yooyu daal yow bokkoo ci ñi ciy def moom na toog du moom mi ngi Dakar xanaa moom mi ngi dëkk fu mu dëkk moom moom waa Dakar de waaw Dakar nag waaw moom tabaski bi waaye ñun wax da yàlla dëkkuñu Dakar te fas yéene wuñu toog fi ni ñu toogloo daaw ci Korité daaw bi rek dama ko regretté parce que jëriñu dara xam nga li ma départ sànn toogloo bi ñu toogloo daaw 1 an yëpp yàq programme jàngu nit ñi yeeg gàmmu yeeg cant yeeg yëpp ñu yàq ko ngénte yeeg yi lépp ñu saboto ko dafa mel léegi à zéro la ñu déparé waat parce que lépp c'est rek ñoom ñoo xamul nan la ñuy def mais bu ñu reprendre nañ politicien bu ne même Ousmane Sonko mi nga xam ne sax ñoom noonu lañ ko def dañ ko wax leen xalaatam mais sëñ bi gëmuñu ko ñoom gëmuñu Ousmane Sonko ñoom politique ñoom ñoo koy politique ñoom gouvernement Sénégal ñooy politique feebar bi ci àdduna bi yëpp feebar ma nga fa mais ñoom ni ñu koy gérer bokkul ak ñun ni ñu koy gérer parce que ñoom dañ koy fowe di ko caaxaan ba Sénégal yi gëmatuñ ko léegi Sénégalais dañu gëmul ndax ne feebar am na fi moo tax xam naa dina métti trop ñu gëmloo Sénégal yi ne feebar mi ngi fi même buñ doon filmer sax di wane ay malade ak ay mort ñu nit ñi Covid la wallahi Sénégalais yi gëmatuñ leen parce que dañoo yàgg di wax loo xam ni dara du ci dëgg moo tax il faut ñu xoolaat seen bopp jërëjëf gërëm nañ la ko mbokk moom yi kon nag dégg nga ci loolu mu wax waaw kon nag daanaka daal nit ñi kon est-ce que jotu tamit ñu soppi discours wala naan sax bu nekkee wala ña koy porté tamit lu ci am solo la asalaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. Cheikh Ousmane. Cheikh Moussa. naam. ziar. jërëjëf ziar lu bari. dëgg bu baax a baax a baax. jërëjëf ziar alhamdulilah. waaw de amatina solo. Moussa. naam. day na waar de. waaw xam ni moom lu toll ni Covid ak liñ fi daj yëpp. jàpp fi nit ñi tëj leen fi ñaari at. après. allo 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 waaw am na lu xew ci mbir mi dañ ko dégg rek déggatuñ ko déggatuñ toog rek déggatuñ ko mbaar ci moom la waaw yaakaar nañ ndax ci nag fu mu ne nii ñu xaar bu nekkee am na kenn ku nekk ci ligne bi ñu daal di koy dalal ci 88 628 98 98 waaw ci fànn woowu gën la ñuy waxtaanee bokk na ci sax tomb yi ci wàccaayu tabaski yi waaye nag daanaka nit ñi daal ci mbas mi la ñuy ëpp la ñuy. addu allo. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. El Hadj Moussa Thiam. naam. askan wi yóbbante na ma yéen journaliste yi si yéen de. man la Talib Adama Ndiaye Malick Sy mbir na Parxa. ayca bisimilah Malick Sy. Moussa Thiam. naam. gis nga président Macky Sall. bilaay dama ko yërëm. xam nga dama ko yërëm El Hadj Moussa. maanaam man dama jàpp ne kilifa su waxee balaa bët de seet ñëpp xam ne kilifa wax na. mais président Macky Sall wax démb boo xëyee Sénégal yi mel ni koo xamante ni dara xewul. xam nga lu gën a jaaxal Sénégal yi Moussa. lu waral loolu. ak lu Sénégal yi laajte. yéen journaliste yi maanaam économie maanaam communiqué ngeen di lire wala ñu feebar ñu maanaam dem ngeen gis ñu feebar. waaw sëñ kii yow nag léeg-léeg da ñuy xaw a kii parce que ñun saa su ne ñu dugg ci bërëb yu ñuy fajoo wan nit ñi ni feebar bi ngi fi wane tamit ñi feebar. léeg-léeg tamit yooyu yëpp ñoo ngi koy def journaliste yi ñoo ngi def seen wàll ni ci war ci fànn woowu. non man dama laaj. da nga naan da ngaa déggut parce que man maa la war a laaj. waa léegi ma ne. waaw. gis nga El Hadj Moussa. naam. gis nga président Macky Sall. suñ bëggee dégg-dëgg. waaw. nañ bàyyi nit ñi dem julli ji bàyyi ñu xëy bàyyi ni dem gont. terewu ko pour le moment daf ne daal su nekkee nit ñi mënuñu ko waaw. gis nga askan wi Moussa. man ci marché yi laa nekk saa bu ma xëyee danaa dem ci fukki marché lu toll ci fukki marché juróom wala juróom-ñetti marché. boo duggee ci biir Sénégal yi pour ñoom dara xewul. loolu du tax loolu. non parce que maanaam nit ki boo ko toppee ñaari at yàlla di wax te ki jiite li muy wax gëmuloo ko foo la problème bi nekk. xam nga Sénégal yi bu la gëmee gëm na la mën bu la xasee weddi na la. mais maanaam seen communication bi moo doxul. communication bi moo baaxul Moussa parce que Moussa mënoo wax ne li Moussa dee ñëpp ko ragal. waaw. mais mënoo wax ne lii day rayé ba pare te yow lii rayé togul sa bët mais nu koy dawee Moussa. en tout cas
non c'est que Moussa bi ñu waxatee dëgg il faut ñu xoolaat seen communication bi xoolaat askan wi parce que Moussa sénégalais am na yar am na teggin ne na ko do waxal. mais pourtant nag ñoom waxoon nañu ba nit ñi askan bi yëpp gëm mbir mi. waaye mais ñoom ñoo ko yàq. luñ ko yàqee. mais seen tournée économie. par exemple ba mu dajalee nit ñi Tambacounda dajalee nit ñi Thiès dajalee nit ñi Fouta. boobu la ko yàqee. comprendre nga ni mu la ko bu baax. parce que yow lu mën a wax ne lii day rayé ba pare maanaam nga ne mbooloo mi lii day tere mbooloo maanaam feew bi mbooloo lay bañ. te yaay jiiti ñëpp ngay jël mbooloo mi dajale leen jël si ay kaar yóbbu daje tàncaloo nit ñi est-ce que ñëm nga taxawoon naan feew nangam Moussa. mais loolu naam sax bu nekkee comme ni koy gars yi di waxee xam naa nag lu dafa crédit la jeexee bu mu ndox tuura mbàq ci des comme ni ñu koy waxee waaye bu ñu dépassé état boobu fa la ñu war a taxawee ndaxte dégg nga ñoo ngi yëkkati ay kàddu nit ñi dégluwuñu leen est-ce que waruñoo indi benn rupture wala def changement ci maanaam ñuy war a porter seen communication ba ci sax ñi war a yor mbir mi ñu indi yeneen bopp ñu wax ak askan bi asalaamaaleykum waaw kooku tamit dafa rëcc kon ñu dégtal ne lii daal di continuer waxtaan wi mbokk yi. ñàkkee dese ngor bu géej gi feesate ba jën yëpp naawandoo. émission bi di loo ci xam pharmacie nationale d'approvisionnement moo leen koy may pharmacie nationale d'approvisionnement di PNA di leen taxawu ci ay garab ci générique muy garab yi nga xam ne garab yu baax la yomb te wóor te ngeen soxla ko fépp fu ngeen nekk te mu jëm ci ñëpp ñu xamal leen ne PNA mu ngi ci région yi nekk ci Sénégal yépp office national bu assainissement bu Sénégal ñu di ko wax ONAS dafa dellu di ñaaxaat askan wi ci mbalit yu dëgër yi nga xam ne moom la ñuy faratal di sànni ci bépp réseau ONAS nga xam ne ndox yi du mën a dem ni mu ware di jur xet gu bon di indi ay jafe-jafe ci sunu dëkkuwaay ak li ko wër képp ku nemmeeku nag yii gàllankoor ONAS tegal na leen fi numéro bi ñuy wax 81 810 12 81 810 12 numéro bii ñu leen jox mën ngeen cee woote waxtu wu ne bés bu ne ONAS dafa taxaw jon ngir sellal sunuy dëkkuwaay ak li ko wër. PNA di pharmacie nationale d'approvisionnement ak ONAS office national de l'assainissement du Sénégal ñoo leen di may seen émission loo ci xam ak El Hadji Moussa Thiam. jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak seen rajo Sud FM asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ku baax ñu ngi lay nuyu. waaw sëñ bi. alhamdulilah tarikalla. waaw ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. sant la gërëmati la. jërëjëf tur bi. comme ñun Kala Tivaouane Peulh. waaw Kala bisimilah. kon ñun fii rek la ñu am di ko dégloo suñuy programme ni réew mi doxee. sant la gërëm la. jërëjëf ma ne ci problème mu feebar bi. feebar bi moom ñu ko sénégalais yi jàppee rek la. man moom politicien moom du ma tax a feebar du ma tax a wér. waaw lu wóor mooy loolu. man moom politique moom li ma ci xam mooy ndekki. dem vote ji retourner dem samay activité pare naa ci politique. waaw politiciens yi ni ñu bëgg dundee ak nit ñi gis nga réew mi dañ naan amul dara waaye réew mu am xaalis la parce que nit ñi doylu la ñu risé. mais lii problème bi mooy nit ñu leen jàngaloon ca temps colon ba léegi moo bëgg a continuer ay nit ñoo bëgg a coloniser nit ñi yeneen seen i mbokk continuer dund ba abadan. loolu warul mun a ne. rupture mu war loolu dafa war a dagg te lu koy dagg volonté rek moo koy dagg. waxuñu ñuy xeex ak ma Samba waxuñu may xeex ak ma Demba mais réew mi suñu sëriñ yii ñu xam te ñu baax lañu seen i maam liggéey ba ñoom ñu ñëw toog. ak ñeneen ñoo war a dajaloo waxtaan. xool réew mi. càmbar ko man waxuma politicien de déedéet ñu càmbar réew mi xool suñu constitution xool suñu lépp ko ci la nga xam ne kenn du ci loru mais nii ñu jëmee nii réew mi ku ci am mbokk am ci doom yaakaar am sa ëllëg di nga tiit ci réew mi parce que ni muy doxee baaxul feebar bi nag nit ñi mënuñu ko ñii mën nañu gëm ñii mënuñu ko man moom foo ma gis maa ngi sama gel maa ngi sama masque du mu dugg ci biir yi nit sama liggéey bu jeexee duggaat naa sama biir kër toog du ma dox waaw loolu moom am na ci man noonu laay aaree sama bopp noonu laay ñaanee ñëpp aaree noonu seen bopp am na amul du ma ca dem waaw loolu wóor la mais réew mi nañu xoolaat bi mag ñi
nañu xool dëkk bi ñu woote depuis léegi mais bàyyi ay nit dee ngay négocier ñu arrêté tuuti après yeneen nit deewaat loolu du négociation du baaxul te fa la réew mi jëm réew mi ci xeex demee ba nguur kenn gëmatu ko ak njiit kenn gëmatu ko loolu baaxul ci réew waaw te nañuy gëm réew mi waa ji tamit ñun ñoo ko fol dañ ko continuer ànd ak moom xam nga jàppale ko mu jeexal mandaam après ñu xool neneen nu ñu def entre temps ñu war a waxtaan na waxtaan réew mi nañ ci sëriñ si dugal seen loxo oui nañ ci dugal seen loxo depuis léegi moo gën dugal kàddu fekk nit ñi dee nañu def nañu ñi nga arrêté nit ñi xam nga mais lan lay jëriñ après foog ñu waxaat de sëriñ si nañu wax parce que réew mi fi mu jëm ku amul ko gis ku gisul ku amul xam-xam ak jéem réew mi ci catastrophe la jëm waaw nañ ko ñëpp a xam loolu la ñun la ñuy wax ñu ñaanal ñëpp jàmm Moussa ñu ngi lay gërëm di la sant gërëm waa defal yëpp nag jërëjëf ku baax ñu ngi lay gërëm sant bu baax a baax kon nag di xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 asalaamaaleykum. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. Moussa Thiam. naam. ñu ngi lay ziar bu baax a baax. maa ngi lay dellu ziar kooku. Lamfor la ci Kaolack. Lamfor. ñu ngi lay ñaan jàmm xaalis bëri Moussa. waaw defañu ko ñëpp. man daal Moussa. naam. ak lu mën a xew moom màggalu Sëñ Bamba gi bu ko kenn jéem a xalaat fànq maa ngi koy ñaan Sëñ Muntaxa Basiru bu baax a baax. mu ne. man màggalu Sëñ Bamba gi laa bu ko kenn fànq maa ngi koy ñaan Sëñ Muntaxa Basiru bu baax a baax. ndax tubaab bi def nañ seen Ligue des Champions final nañ ko ba pare. waaw. final nañ Copa America. final nañ Coupe d'Europe ba pare te ñoom nañ ne corona bi ci ñoom la déparé. te doon nañu suñu kaaba gi nag ba aj Màkka ñaari at amul. wallaay kon réussir nañ lépp ba mu des màggalu Sëñ Bamba gi kese loolu daa mel boobu rek moo des 2 mois avant màggal ñu commencé waat troisième vague di ko jéem a yëkkati tey bu président wëndeelu na fu ne ba mu neex ko maay wax ne daal suñu wér-gu-yaram moom nekkul ci loxo président de suñu bakkan ak suñu dund suñu dee nekkul ci loxo président ci loxo suñu borom tabaaraka wa taala la nekk yàlla neen feebar bu mu wàcc rek wàcce naa garabam bu ngeen di téye bàyyi li ma leen di aaye ma teg leen jàngoro bu ngeen dul xam feebaram fu mu nekk mën na bu leen ko dëgg la comme li ñuy def suñu borom aaye nañu ko bañ nañ nag yàlla boo ko lu ko def indi waaye daal li ma bëgg wax mooy suñu doom yi des ci géej gi ba ministre bi waxee ne nekk fi di lim ay cas taxuñoo jóg amuñ intérêt wuñu boobu la ko président war na wàcce waaw kon communication yu mel noonu waaw dafay jaxase xelu nit ñi bi ci des Moussa mooy dañ ne woon mag ñi la gën a yeb mooy ñi nga xam ne xamoon vulnérable lañ ko waxu lan waaw des personnes vulnérables ñooñu la gën a yeb tey dikk nañ changé communication yóbbul ko ndaw ñi ne ndaw ñi la gën a yeb waaw dan nañ wax ne peut-être sedd lay gën a évoluer tàngoor a ngi dikk sanal nit ñëpp mu gëm ne yokk ci tàngoor yokk boo xam ne Gambie gi ñuy taxalaan tool sax amu fi te Inde la jógee naka la jógee Inde ba partagé wu fi no carrément nii te Gambie gi ñu gën a jege sax ak àggagu fi war nañoo xoolaat suñu bopp ci ñi ñuy waxal xam nga lu gën a garaaw Moussa mooy population bi nga jiite ñu devancé la lu bari bari ñu rawee la lu bari ci xalaat looy xalaat fekk xam nañ lu ko raw président moom mun na tourner fu ko neex ba pare dëgg la importer ay nit jëlee leen Kaffrine yóbbu leen ba Mbëbës jëlee ay nit Dakar yóbbu leen ba Fuuta importer partout ànd ak ay dóorkat yu koy dóoral sénégalais yi waaw ki ñuy yërëm ba ñu yërëma feebar war na ànd ak ay ponkal yoo xam ne da leen recruter entraîné bay suur dóor nit ñi ba pare naan ñu corona moo dama leen di yërëm toog leen seen kër da ngeen di feebar waaye ki feebar nga war koo sàmm mu ne ci hôpital yi waxoo ci moom dara nga seet ci feebaru nga di ko dóor ba pare feebarloo ko nga ne ko dama laa yërëm ndax ba nga feebar dëgg la ci biir couvre-feu bi loolu la ñuy def fekk ay nit ci jàkka yi dóor leen ba gaañ leen l'islam moo perte ci corona bi Moussa nañ ko wax dee l'islam moo ci perte lépp lu tubaab yi bëgg a def nañ ko jël nañ suñu ay dongay daara yóbbu tas nañ suñuy jàkka ak suñuy jumaa tëj nañ ko ay at màggalu suñu Bàmba gi dong moo lay jaaxal Moussa waaw maa ngi lay dégg yàlla ñu yàlla jubal may njëriñ jubal waaye màggalu suñu Bàmba gi maa ngi ñaan suñu Muntaxa Basiru ak murid yëpp bu ko kenn dara fànq nag parce que loolu rek moo fi def ndax daaw suñu Muntaxa sowe nañu ñu ngi ñaan yàlla ñu sowe waat ren jërëjëf mbokk voilà ñu jël ñi ci ligne bi xam naa nag du ñàkk dinañ am ay kilifa ñu jokkool ñoom nag xam naa si njeexteelu émission bi ñu tëj waxtaan yu bees yu bëri nga xam ni naan nañ ko asalaamaaleykum. dafa daggoon quoi loolu nag. waaw waaw sëñ Ousmane bisimilah waaw. ma ne sànq dafa daggoon quoi. de daggoo kay ligne bee dagg. ligne bee xaw a saturé. waaw dëgg la kay bisimilah sëñ Ousmane. ok. waaw yaa ngi si jàmm. alhamdulilah taarikalla waaw. waaw dama doon bëggoon nañ sama xalaat ci thème bi rek. bisimilah bisimilah. wax ni thème bi am na solo trop 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 trop. mais nag yaakaar naa ni président moom li mu waroon def d'abord. mooy génn baalu ak sénégalais yi ba pare. waaw. moo gën mu leen di menacé. menacé. daanaka ay menaces baale la soo xoolee. te foog nit ñi takk masque foog ñu respecté mesures barrières yi pour que sinon mu delluwaat ci état d'urgence ak couvre-feu. daanaka état d'urgence sanitaire bi yaakaar naa jotuñu ko woon levé mu ngi fi woon.
si mesure barrière yi arrêté bu ko dindi woon amu fi mu ngi fi woon ama toujours loolu lañ naan des fois suñuy balaa président di wax aussi war nañ ko di jox information yu wóor quoi. maanaam ci levé état d'urgence bi levé woon nañu ko kay. état d'urgence sanitaire. waaw. non levé wuñ ko état d'urgence sanitaire bi boobu kay état d'urgence lañ levé ak couvre-feu. waaw. mais état d'urgence sanitaire bi bon su ma jugul yaa nga naan levé wuñ ko woon. waaw moi je ma juum mais dans tout état de cause soo xoolee. depuis que ni mu joxe que ni feebar bi mu ngi fi il faut apprendre à vivre avec le virus. Sénégalais yëpp approprié ko. c'est que loolu ça sous-entend que ni dañuy dund ak moom. Sénégalais yi déjà accepté nañ loolu que ni dañuy dund ak moom. am na ñu ko gëm am na ñu ko gëmul. mais soo xoolee mooy li ñu doon wax dès le début c'est que suñu doxalin ñun li ñuy dundee. war nañ mën a dund ak virus bi sans pourtant yom problème. dëgg la. parce que moom bi ñuy initier tournée économique am yi. entre guillemets. waaw il l'a fait réussir na ko. amul benn problème. mais de l'autre côté doo xool tamit ñeneen ñi nga seqal langue bëgg a jóg wala ñeneen ñi nga bokk réew mi bëgg a jóg ñoom it. dem nemmeeku seen i mbokk seen i am di jàmm pour waxtaan ak ñoom. waaw ñu bëgg a teg benn barrière. waaw. xam nga loolu aussi dafay wane ni. feebar bi au fait. ñi ko ñàkk gëm aussi dañu am benn dëgg dañu am benn raison. ah déedéet waay si lan. non parce que yow mënoo jóg feebar bi nekk fi am fi nga jóg def sa tournée économique ak li nga traité ci ful li nga traité ci Mumbai li nga doon tere yëpp nga def ko. ñu jóg ci coïncidence ñu ne non feebar dafa yokkaat ñeneen ñi tombé ak ñuy jóg. waaye sérieux te li waa ji wax léegi. dafa jar a bàyyi xel xam nga feebar fi mu jógee ci tubaab yi. waaw jógee dañu ko importé. def nañ seen Champions League. organiser seen manifestation mais organiser nañ ko de telle sorte que ni ñu ngi ko nit dund ak moom. mais y a beaucoup de pays yi nga xam ne feebar bi am na fa mais amuñu état d'urgence amuñu couvre-feu te ñu ngi ko nit dund ak moom. organisation laaj ak méthode ak waxante dëgg. c'est ça ñu ngi seqal woo leen parce que sànq mooy premier deuxième auditeur. ba borom réew bi dañ ko jiite dafa jiite réew mi. n'est-ce pas. dëgg la. soo jiitee nag da ngay woo nit ñi ko seqal ngeen toog ngeen waxtaan. dëgg la. ngeen tëral ay moyens. parce que 2 ans nga tëj réew mi gis nañ li ma jur gis nañ li fi xew moom si woom dem na reconnaître ko. kon boo nee da nga koy tëjaat sénégalais nag yaa naa ni ñàkk nañ lépp saf xel. sénégalais yi. ñàkk nañ lépp saf xel. xel moom yàlla tawaar fa kàlla may na leen ko. tëj moom. yaakaar naa ne bu nekkee ci ay xalam it wala mu nekk ci ay pexeem it ba booba rek. mais est-ce que tamit moom du rôlam tamit mu bañ a bàyyi ak askan wi seen bopp ndaxte am na fu muy toll tamit foog mu jël tamit ay responsabilités. mais rôlam la moom. mais rôle boobu du moom kese la incombé du moom kese moo ko moom kese la moo la war. dafa am ñeneen ñu mu ko seqal ñu mu war. waaw. ñooñu foog ngeen toog bu baax. da leen imposé da ngeen toog ngeen waxtaan. parce que soo gisee liñ doon loolu la xam nga dañ naan le premier responsable du troisième vague moom la parce que moom moo créé situation boobu. déedéet waay nit ñi inventé wuñ ko nit ñi toogoon nañ suñ toog jàpp ko di gérer ndànk-ndànk mais moom moo ne dafay jóg avec li xew lépp même su fekkee relâchement am na moom moo produire loolu. xam nga nit ñi bañuñu waxtaan. moom nit ñi bañuñu takk masque nit ñi bañuñu peut-être benn semi confinement wala mais dañ koy jaarale ci yoon bu ñu tegee yoon ñu ne na ci ñun ñëpp jaar. Moussa na ci ngal la ñëpp jaar. yaa ngi dégg. d'accord nañu koy waaw. mais bu ñu nee yoon bii lañ teg pour ñëpp jaar ci. nga ne nit ñi jaar leen fii mais man bàyyi ma jaar nii mais attends Moussa day am problème. parce que yow waroo am yoon boo jaar nit ñi am yoon bu ñu jaar benn yoon moo fi nekk ci loolu la ñëpp war a tegu. bu ñu nee dañu respecté mesure barrières yi moom moo ci war a jiitu parce que moom moo jógoon ànd ñu xam di raxasu nit ñi topp ko ci xale yi topp waaw te gis nga li ñuy wax c'est que soo wanee benn yoon di ci jaar nit ñi dañ la ciy topp waaw te tey mooy ni ma wax sénégalais yi am nañ benn mbir boo xam ne wegee nañ la ko mais ngal bu ko yàq mais boo jógee nag bëgg imposer nit ñi waat yéen ñi Moussa dafay xaw a doy waar de. yéeme na te dëgg yéeme na trop doy na waar de. jërëjëf. waaw dégg nga bu baax rek. jërëjëf nekk déggante bi sànq mu lay. waaw dëgg la am solo moo tax quoi day dagg. jërëjëf jóg lay gërëm sant seen intervention bi kon xam naa nag du ñàkk aussi ñu jël ci kanam
ñi ngànk wàndu woowu kon nag di docteur ci fànn woowu kon nag ñu ngi ci ligne bi waaye nag ñu jël rek ci njeextal émission bi ñuy ndey leeral ci dogal yu bees salaamaaleykum. ay salaam. bu baax ñu ngi lay nuyu. Babacar Gadiaga. Babacar Gadiaga bu. oui je retraité de gendarmerie. ah d'accord. voilà man li ma jaaxoon feebar bi ñu ngi avancé. à grands pas actuellement. mais on a constaté que certaines cliniques yi nga xam ne ñoo recevoir nit ñi. ñu ngi leen di bloqué. surtout ñun les pensionnés de Rufisque du FNR. waaw. policiers gendarmes douaniers militaires enseignants et tout. Il y a une seule clinique bi nga xam ne ñoom ñoo ñuy dimbali mooy clinique Radar. du docteur Leys. oui. Là il y a 3 médecins qui se relaient à chaque jour. soo demee da nga fa fekk un médecin nuit et jour. et une sage-femme pour nos épouses. da nga fa fekk médecin yi pour les en cause. mais ñëw nañu inspection ça fait 2 ans waa ministère de santé. ba ñu ko mu def certaines réparation def na ko ba nu ministère des finances jox ko benn quitus. quitus bi c'est le numéro 136 du 2 février 2021. note d'information ba jox ni ko mën na reprendre. mu reprendre mais comment faire retracer il y a une dame du nom de madame Diallo. qui est à la direction du budget. waaw di bloqué di ko bloqué ñun mënatuñu dem faju ji foofu. ah oui te foofu moom ñun dañuy dem faju foofu su cher la yi suñu demee faju ji. il nous simplifie daf ñuy jël en charge ba pare soog ñuy laaj imputation budgétaire. te yeneen ci ñu nekk nii fii yëpp benn du ko si nangu. mais nous sommes des anciens nous avons travaillé et tout travaillé pour la nation suñu yërëmatul au moins. man def na wóor ni Abdoulaye Daouda Diallo que je connais très bien. qui est tout côtoie magnanime. et puis qui a un respect bi nga xam ne pour les anciens du ko def. oui. oui mais le blocage se situe nga ne au niveau du ministère du budget. oui ki ko def mooy madame Diallo. mi ngi ministère du budget. d'accord on ne va pas citer non parce que ñun du ñu mën a am réaction peut-être su mu nekkee moo ngi dégg émission bi mën nañu wax pourquoi le blocage est-ce que. waaw pourquoi le blocage mais même sax. s'il y avait blocage. feebar bi di la woon ñii. waaw ñu mais nañ débloqué tout. oui absolument oui c'est sanitaire ba leen débloqué. ñu mën a jël nit ñi surtout ñun les retraités. oui quand même madame Diallo boobu na débloqué la clinique Radar tout est parfait là-bas. te clinique boo dem ñu laaj la imputation budgétaire sur le champ. d'accord su dee guddi soo ko amul ñu ne la xaalis demee wala y a des médecins vacataires là-bas. d'accord il y a 4 médecins yu fa nekk ñu toujours soo demee da nga fekk un médecin. d'accord waaw d'accord dinañ ko jël merci beaucoup donc waaw gendarme à la retraite donc ci ñoom seen i jafe-jafe ci wàllu nag ñu leen war a jël en charge seen wàllu faj loolu tamit am na ci solo trop ñu xool bu nekk nag xam naa nag daanaka mbir mi waa Papa Laye moom mooy kala si waaw kaloon nañ ko ba pare sax waaye moom daa sawar rek ñu jël keneen ci ligne bi 88 628 98 98 allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi ziar nañ la. ñoo lay dellu ziar. Cheikh la Dakar. waaw Cheikh Dakar bisimilah. am de benn affaire rek laay ñaawlu quoi. nañu bàyyi dara su xaatee ñu wut ku ñuy indexé. oui. gis nga kilifa diine yi dañoo wax ba dañoo sonn lu ne lañ ñu wax. kilifa diine yi lu ne lañ ñu wax gis nga lu war a arrivé bi yaa 2 ans cela dañ ñu koy toog wax ñu. gis nga yal na ma yàlla baal coow ñaari tur yi ñëwoon ko leen. waaw sëñ Mbaye Sy Mansour toog na. ministre de l'intérieur toog mu wax ak moom ci kaddu. waaw gis nga ñun bu ñu fa jógee lañ élire Macky Sall ak gouvernement ñu élire à 56%. léegi ana ci waxul affaire yi di xew yi yëpp sëriñ si wax nañ ci ñun ñoo deful suñu responsabilité bugg a indexé nit ñi nañ bàyyi jaamuur yi ñuy tooñ. oui wax nañu wax lépp lañ ñu wax. waxuma ñoom rek mais ñi fi jiitu sax wax nañ lépp. oui ñun kay ñun peuple ñoo war a xoolaat suñu bopp. gis nga waxambaane. waaw su yàbbee bukki su yàbbee waxambaane ci doxi lan. dëgg la. on devait jamais accepter te wax naa la ko on devait jamais accepter nangu Macky Sall dugg suñu dëkk yi di def campagne di regrouper mag ñi ak ci yooyu ñun jeunesse yi neen koy seetaan te xamoon nañ dina ñu wàllu corona pourquoi on a accepté ça. on n'a qu'à assumer non ñun lu ñu def nañ ko assumer. ñu jeex tàkk man loolu laa ci gis mais nañ bàyyi nit ñi ñuy tooñ. sëriñ si ay góor lañu xam nga lu ñu wax ak ñun ba pare ñun ñu jëfee lu ñu neex ba pare ñu ne na wax leen sëriñ bi lan lañ waxul. xam nga donc pour te dire que responsabilités sont partagées gis nga Macky Sall bu muy dugg di campagne ñëpp xamoon nañ li nañ am te kenn waxu ko. ñëpp a nekkoon fii di def à la une naan waa président am na mobilisation. ñang nervi yi di distraire nit ñi. kenn waxu ko après léegi ñun ñoo fa demoon
ñoo fa nekkoon di tàccu ñi nekk fi di kii après léegi dina sëriñ si la nañ wax. non naka arrêté ça quoi tamit. non sëriñ si tamit dañoo am njaboot. absolument te da am ñu leen yaakaar. c'est-à-dire ñoom tamit xam nga c'est de grands régulateurs donc sociaux soo gisee nit ñi di laaj peut-être pour ñuy wax pour que tamit ñu gën a rek fàttali askan wi ci fànn woowu. mais moo yàlla wax na. waaw. suñu borom moo njëkk a wax. yoonante bi indi kàddu gi sëriñ si tamit wax na. donc bu ñu wax ne wax amul wax déjà am na kay fàttali rek la ñuy wax on a montré les chemins. ni ñu war a jëfee wax nañ ko yoonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci feebar mbas am na lu mu ci digal. am na lépp dëgg la c'est-à-dire ñun tamit jëfeewuñu. lu sëriñ si wax ñu jaar beneen côté ba. waay su tàngee ñu ne sëriñ si nañu wax. xam nga pour revenir à nos moutons rek ci affaire mbas mi. waay sëñ bi. Moussa laay wuyoo c'est-à-dire suñu waxee ne problème communication moo am rek. ça veut dire y a quelque chose. communication bi lan moo si jaaru ñoom ils ont tout dit. te ba léegi ñu naan communication bi jaaru kon qu'est-ce qui se passe réellement. sëñ Mbaye si wax na ko am na lu ñuy nëbb lan la. waay c'est-à-dire c'est ça le fond du problème est-ce que ñoom ils ont dit toute la vérité sur cette affaire. waay donc suñu waxee problème communication fu mu am rek xamal ne am na lu ñuy nëbb. sinon am na lu ñuy wax te ni ñu ko waxee baaxul. waay. donc qu'est-ce qui se passe journaliste yi creuser leen. oui on est en train de le faire nañ creuser ñu xaw qu'est-ce qui se passe réellement. su ko defee peut-être solution dina juddu. mais nañ bàyyi nit ñi ñuy fooyee gis nga doomu aadama. li yàlla daj ci moom. ba mu sax waxuma nguur mais keneen ak keneen kenn waru ko fooyee. te instant gis naa ne Macky Sall il a tous les pouvoirs boo xam ne président mënu ko am sur terre. il a tout. xam nga donc léegi on l'a tout donné. léegi desalatuñ ko dara. moom jël na ba jël lu mu warul jël. mais d'accord léegi lan la war a def selon vous. léegi instant yi. posture ban posture parce que moom déjà waaw. moom intérim la fi nekkee. Macky Sall tout ce qu'il a fait voter pour lui mu ngi koy jëfee mais lu mu voté pour population bi jëfeewu ko. grand ma jox la ay loi location bi est-ce que Macky Sall jëfee na ko. est-ce que loi chassé yi est-ce que président jëfee na ko. te tout ce qui demoon ci parrainage loo xam ne si moom la jëm yëpp jëfee nañ ko. mais donc ñun problème peuple lañ am. amuñu problème dirigeant de on a un problème de peuple. peuple bu xamul fu muy teg tànkam peuple xam fu ñu luñ ko jox mu consommer. ñu nekk seen biir di reyante. ñii di décider te ñoom xam nañ ko. diviser pour mieux régner rek moo fi am bu abadan. très bien kon yàlla nañu yàlla teg si yoon rek yàlla nañu yàlla sutural te aar ñu. jërëjëf yonante bi jërëjëf voilà jërëjëf kon ñu dégtal mbokki publicité daal di continuer waxtaan bi jërëjëf ci ànd bi ngeen ànd ak seen rajo Sud FM 98.5 ñu xool ñi nekk ci ligne bi asalaamaaleykum. waaw ku baax na nga def. allo. allo waaw ñu ngi lay dégg ku baax. asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. allo. ñu ngi lay dégg de. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. Alaaji Moussa Thiam. naam. waa Ndax Neex gépp ak lay nuyu. maa ngi leen di fay waa Ndax Neex. ñu ngi ziar di rafetlu liggéey bi. jërëjëf sama dëkk boobu. di ñaan jàmm ci réew mi. di ñaan julli gi ñuy jub yàlla na ko yàlla yombalal jullit yépp kenn ku ne yàlla na la yàlla defal xéwal ba nga mën ci ñu dem ci jàmm jóge ci jàmm ak salaam. te gaa di ñaax gaa yi ñu geesonte ñi am doole nañ dimbali ñu néew doole nañ bàyyante xel bu kenn xeeb la nga yor. Moussa. naam. réew mi suñu bëggee mu avancé nañuy xool waxante dëgg te yàlla rek tax te dara bañ a tax lu dul yàlla suñu borom. parce que moom rek nag moo fi nekk Moussa. mbas mi bu ñu waxantee dëgg Moussa dara yokku ko lu dul tournée yi nga xamante ni moom la président doon def amul leneen mais Moussa ñaata millions de personnes lañ wax lañ mobiliser. jële ay nit Dakar yóbbu Kaffrine jële fii yóbbu fële jële Tamba et consort mais lu tax boobu kenn waxul ñi ngi taxaw di wax nii kenn ci ñoom waxul nañ moytu nañ def nangam ak nangam mais pour lan Sénégal dafa am ñaari sénégalais wala lan la dafa am sénégalais yoo xamante ni luñ def mën na jàll. am yeneen sénégalais yoo xamante ni luñ def ñu dal seen kaw mais pour lan. Moussa est-ce que bi ñuy mobiliser nit ñi. est-ce que docteur yi nga xam ne ñoo saytu mbirum paj mi ñoom ñoo waxoon ne corona bi jeex na ku ne mën ngaa dem. est-ce que ñoo ko waxoon. est-ce que ministre de la santé moo génnoon ku nekk mën ngaa dem defi sa meeting defi sa sabar defi sa lu la neex. est-ce que moo ko waxoon. parce que arrangé woon na leen rek ñu ne voilà parce que dafa bëgg a génn wane dooleem. ok génn na wane dooleem te lu néew ko bari lam yor ca doole. bala laataa muy pare yàlla wane na moom dong moo yor doole. keneen amul doole.
du mi ngi nii bi suñu borom réagir même pas 2 jours 3 jours kenn ku ne jaaxle. te Moussa lii mën nañ ko éviter. Olof Ndiaye dana yàlla bu lay sàmmal na nga ko karle. dëgg la. mais yàlla ba kañ. Moussa nañu xoolaat suñu bopp. Moussa réew mi kenn du ñëw di ñu ko defaral ku dul ñun. dëgg la. defar réew mi nag Moussa mi ngi tàmbalee ci waxante dëgg. dëgg la. docteur mun faj malade te diagnostiqué ko. parce que ku ñëw sa bopp di métti ñuy faj tànk du wér. kon nañ diagnostiqué réew mi. xam li fiy métti ñu jéem a xool nu ñu def ba saafara ko. dëgg la. d'accord mesure barrière kenn ku nekk yaa ngi conseillé sa morom nit ñi nañ def mesure barrière. parce que je pense que ne amul benn sénégalais ci sama yaakaar buy ñaan mbas mi yokk wala mu bari. parce que nag ñun ñëpp ci biir réew mi lañ bokk. te amuñu feneen fu ñu jëm fu ci réew mi. waaw fu kon jàmm am fi dong mooy suñu njiglaay te moom lañ bëgg. mais suñu nee dañuy demaat ci confinement Moussa. mais ñun ñi nga xamante ni dañuy takkale suñuy dossiers yëpp nekk ci administration. mais dañuy amaat problème Moussa. dëgg la. Moussa 2020 ba suñu jonn yàlla tey billahi bu ñu waxee li fi entrepreneur dund da nga naan noono. te kenn déggul ñu jooy kenn déggul ñu inkar Moussa. mais ngoo kese la ñuy demee. mais métti na ba foo ko après romb na ko. kon bu ñu nekkee ci ay caaxaan ba indiwaat mbas mi ci réew mi parce que caaxaan yi ñu doon def moo indiwaat mbas mi ci réew mi. bu ñu nekkee ci ay caaxaan ba indiwaat mbas mi ci réew mi. bëgg jël yëf yi nag këpp ko askan wi ñoom ñu nekk seen donkaas yi parce que budget lañ leen votel jox leen caisse noire ñoom buñ toogoon 5 ans réew mi bougé wuti du yëngu du am problème ci ñoom parce que dinañ dund milliards yi ñu jël dajale ko yóbbu ko bitim réew mën nañ cee dund seeni sët dund ci ñeneen ak ñeneen dund ci. kon baadoola sénégalais bi rek Moussa mooy récolter les pots cassés loolu moo dul dëgg du yoon. très bien. àq la te yenn àq yi nag ku ko bëgg a jël di ko teg saw askan te yaakaar ne da ngay dem. da ngay nax sa bopp. kon nañu xoolaat bu baax réew mi Moussa naka lañ war a mën a doxalee pour réew mi avancé. très bien dañu bàyyi politicien bi ak parparloo beeg par làqoo bi. Moussa farce yàlla doo mu wóor. farce yàlla nag mooy doxe dëgg jëfe dëgg. merci beaucoup. jërëjëf ci fànn woowu kon ñu continuer ci ñeneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 bu nekk am na ñu bëgg a bokk ci ligne bi ñu daal leen jël su nekkee am na ñeneen ñi nga xam bëgg nañu bokk ci waxtaan bi ñu jël leen ci 88 628 98 98 salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw ku baax ñu ngi lay nuyu. Trondo maa ngi lay nuyu di la ziar. waay. di ñaanal sa sponsor d'abord. jërëjëf. yàlla yokk chiffre d'affaires am. gis nga Moussa. feebar bi li ko yokk. nañ ko wax te dee. du góor du jigéen président bi di lambar lambari la. ba pare bëgg a tere keneen di la bul tabaski bi Moussa ñun benn rendez-vous la ñu am ñun duñu waa Dakar. benn rendez-vous la ñu am pour dajee ak sunu famille muy tabaski. kon dañuy tabaski ji. mënul ne ci dëkk bi wër ba xolam sedd jël fi ay nit yóbbu leen ba Fuuta yóbbu leen ba Tamba yóbbu leen ba feneen ak feneen yokk feebar bi ci yeneen région yi ba noppi naan bu kenn tabaski ci parce que amul ci yeneen région yi moom mooy yokk feebar bi ci yeneen région yi bu ñu nekkoon ci réew moo xam ne dafa moom boppam dafa war a rendre compte bërki démb la fi jóge jël avion dem ci Mauritanie dem ci Côte d'Ivoire ba pare ni keneen na nga toog waaw mais démb fi ñu jox chinois yi suñu terrain bi ñu jël bazar deka chinois yi bu doon jar 9 milliards di jaay ak chinois yi 350 milliards waaw loolu beneen thème millions yooyu beneen thème la Moussa démb lañ fa jóge Moussa waaw créé fa seen benn rassemblement waaw mais kon ñoom lan la ñu war a wax charité bien ordonnée li tubaab di wax commence par toi-même bala ngay digle sangu da ngay sangu ba noppi ñi ñu jiite dañuy docteur Seydi bi mu génnee ni oxygène amul lan la ñu wax dañu génn attaqué mais kon dañu jël médecin yi bàyyi politique yi nga xamante ni jaaxal la ci nekk ñu jël médecin yi bàyyi leen ñuy wax ci feebar bi su ko defee population bi déglu leen parce que ñoom politique yi amul légitimité bu leen nit ñi dégloo loolu moom ñoom xam nañ ko bu baax muy président woo muy membre gouvernement woo ñoom ñëpp kenn amul ci légitimité bu leen nit ñi di dégloo loolu nga dañ naan amul mais kon dañ ko bàyyi ak médecin yi wax nit ñi déglu leen surtout beneen ça ministère commerce moom man xaw ma Assome Diatta moom daf ñuy waaj a Assome ndax koo xam ne dañ la ni butéelu diwlin bu doon jar 5500 egg na léegi ci 6500 nga ni day continuer yokku mais kon yow lan ngay def ci poste bi nga nekk en tout cas lan ngay def ci poste bi nga nekk c'est que Moussa gis nga réew mi lañ ci waxoon ci ay at moom moo fi nekk Moussa réew mi du dem
parce que ñi ko yor jiitaluñu intérêt Sénégal. Sénégal dañ ko diviser. ouais. moo bi ma gën a bañ mooy sénégalais lambda pour sénégalais nekk sénégalais ñu naan lambda ak sénégalais boo xam ne moom mooy sénégalais en part entière kon ñi jëkk wax loolu mooy ñi ñu jiite ñoom ñoo jëkk créer discrimination. boo jógee nga ne da nga def tournée économique. waaw mais Moussa yow nga def conseil décentralisé ci région yëpp nga ñëwaat ni tournée économique li nga fa digge woon nga ñu diggewaat mais y a problème Moussa gis nga suñu réew mii du dem parce que ñi ko jiite sérieux wuñu seen bopp. mais qu'est-ce qu'il faut réellement pour changer paradigme ndaxte gis nañ ni yaa ngi ko wax sànq ne donc nit ki peut-être moo di l'homme politique wala ñi nga xam ñooy kër nii discours yi donc nit ki mënatu ko téye mais nan la ñu war a def pour que ñi yooyu discours yooyu wala ñoom nu ñu war a mën a soppali doxalin pour que nit ñi gëm ni mbir bi moo ngi fi tamit sàllu ci li nga xam ne moo di li ñuy tere rek li ñuy. Moussa. waaw lenn rek mooy solution bi. nañu jël benn comité de suivi pandémie bi. am na jël ko dénk ko médecin yi. waaw te bàyyi leen ñuy wax. waaw am na moom. bañ a teg benn moyen de pression contre ñoom. waaw parce que ku wax lu leen arrangé wul ñu jéem a fexe nuñ la sanctionné. parce que lan réew mi li mu bindoo la mooy c'est le chef de l'État qui nomme à tous les postes kon ku koy xalamal ah da ngay am lu la neex boo waxee loo xam ne dafa. déggoowul ak moom li mu bëgg a doxal te muy safaan ñu jël la dugal la au frigo. très bien lii moo nekk Sénégal. jërëjëf nañu bàyyi kilifa diine yi wax nañu ba bëgg a dee kilifa diine yi gàcc ngaalaama ñoom li leen war yëpp def nañ ñi ñu jiite ñoom ñoo bëggul réew mi wax ci nii la toll Moussa. jërëjëf di jégalu bu baax. jërëjëf mbokk moomu wootee kon sëñ Moussa ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 asalaamaaleykum. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. El Hadj Moussa Thiam. naam. Alioune Badara Diouf Mata Wokam. waaw sëñ Diouf ñu ngi lay ziar. ñu ngi ziar bu baax a baax nakay tey. alhamdulilah. émission bi am na solo. jërëjëf. njaagaan mi ngi ci mën a def it bari na loolu macha allah. te jàpp ne Sénégal moom boo ma ne li koy doxal awaguñ ci yoon wi. te ñi koy jiite wanaguñu loolu. ndax chaque jour rek boo xoolee heure bi daaw. bu yóbboo ma ne coow li ak li xam ne li ma gën a ñor muy daara. ndax lépp loo xam ne muy joyal jëmale ca daara tëj nañ ko te yëpp. amaane ñim ñor ñu koy dundal te xam ne lislaam rek moo tax xooluñu dara loo xam ne nit da leen koy jox xaalis. wala di leen ger ñoo koy continuer di ko def. te jamonoy Covid bi muy départ gis nga ni ñu sonal daara élèves yi taalibe ñu jàpp dóor leen. fu nit ñu dugal leen fa xam nga loolu dafa ñaaw. suñ jàkka yi ñu tëj ko jumaa yi ñu tëj ko toog ñoo xam ne seen ba ma ne seen sëy wala seen kër ca la tase ba léegi. ñu koy dund kon buñ demaatee ay weer yu néew président de la République jiitu di woote ay daje ba tollu fi ba ma ne matul 15 jours mu waxaat ne day programme bu laajee ñu tëj. te sénégalais yi moom ba ma ne am na lu xewoon jamono yi passé 3 mois ci ginnaaw. waaw na jàpp ne tëj ba mu tëjeen jaam ñi loolee xewoon ca la bokk te bu ko defaatee dina gis lu gën a mitti loolu. li tax ma wax loolu mooy def Sénégal dafa metti ñu bëri gis nga leen bu ñu daan am fukk léegi téeméer sax mënatuñu dara ñaar dërëm sax mënatuñu ko am. ngir Covid bi moo ko léegi dañ ne mi ngi ci dëkk bi demagul jeexul médecins yi chaque jour ñi ngi doon def yéen ko yow ba ma ne yow journaliste bi sax amaana li ñuy wax yow war nga mën a toog sax ci rajo bi wax ko da ngay déglu xelu sénégalais yi rek pour ñu wax génn li ñuy waaye yow lépp lu ci sénégalais yi wax ci micro bi rek mën nga koo wax. te xam nga li xew. te bari na ñoo xam ne yow bu ñu daan am li may wax rek téeméer mënut ñoom sax ñaar dërëm tey jàpp na nag ñun moom li may wax rek rawatina ñun murit moom incha allahu rabbi muy Covid baa ngi fi ñàkk fee nekk dinañ màggali incha allahu rabbi. jërëjëf ñi ngi ñaanal ñoom ñëpp jàmm bu fekkee feebar baa ngi fi yàlla na ko fi yàlla jëlee. ci barke Sidina Ahmed jërëjëf. jërëjëf mbokk moomu kon ñu xaar ñeneen ci lim bi ci 88 628 98 98 dafa mel ni déjà ci wàllu lu jëm ci wàllu transport bi dafa mel ay dogal ñu ngi ci commencé di génn mais ñoo ngi koy saytu asalaamaaleykum. maaleykum salaam El Hadj Moussa Thiam Sarr. naam. maa ngi lay siyaar. jërëjëf ziar. na nga yendoo. alhamdulilah.
alhamdulilah siyaar sa technicien. jërëjëf ñu ngi lay fay. siyaar Baye Omar Gueye technicien yëpp rek. ndeysaan wallaay. ak les femmes de Sud FM. ak Adama John. John ñëpp. mais Moussa. naam. président waxul ne bu kenn tabaski de. waxu ko kay. waaw mais nag ni ñëpp tabaski ji. mais xam naa ni moom su tabaski ji moom ragal naa ni foofu nag la ñuy tëje bunt bi. nga xam ne ku nekk day toog fi mu toog bu ko neexee tëj Dakar. xam nga avant confinement bi dañ doon wax ne luy amul lii amul. ñu lu nekk dañ koy commentaire te président médecin yi def naa jox nañ ko rapport bi. Alaaji Moussa. dëgg la. rapport bi nag xam naa ni démb tey mënu ko see liir ba xam. mais ala kulli alin si suma xalaat man. daan ñu tëjaat daan confiné waat. parce que cas bi dafa gën a garaaw. nit ñaa ngi dee te dañ ne bii nag jeunes yi la te jeune mooy yaakaar naa mooy yaakaaru réew quoi. bu ñu nee jeune nag te ñii tamit li ñu jàng nan leen ko nangul quoi. communication nag bu ma bëggoon nag mu jàll président ma koy digal na ko jaarale ci kilifa diine yi quoi. lépp loo xam ne war nañ koo wax léegi ñoom nan dem ci kilifa diine yi boole leen comme bam ci tàngee dafa demoon foofu mu sedd te taalibe ndigal tamit lay jëfe waaw te comme gëm nañ ñoom léegi sëriñ si te bañ a gëm président na am ngor rek jaaraat fi mu jaaroon waaw te ndox mi tamit ñu jéem koo subventionné quoi Alaaji Moussa toujours dañuy wax raxas leen seen loxo raxas loxo ndox moo koy def quoi. dinañ si def waxtaan ci situation ndox mi fii ci incha allah du yàgg tuuti. waaw mais si raxasu corona bi laa wax maanaam. waaw dëgg la. waaw xam nga bu ñu nee toujours nañuy raxas loxo yi. waaw ndox moom ci la bokk waaw. mais ndimbal yeeg yooyu yëpp lekk beeg naan bi. mais ndox mi tamit nan ko sóoraale mënoon nanoo may ñëpp factures yi. gratis. defoon nañ ko tuuti rek waaye daal bëriwut. waaw man 4000 laa jóge léegi maa ngi ci ay facture 70000. waaw 4000 francs bi ñuy may facture Macky Sall yi. waaw 4000 lan ma indil. te boobu maa ngi woon ci 20000. laa daan fay ñu indil ma facture 4000. ne ma d'accord dinañ ci waxtaan ci wàllu ndox mi mais Alaaji Moussa. Covid bii du communication moo koy réglé. nga moo koy réglé kon. moyen ak jaar ci kilifa diine yi. waaw kilifa diine yi am nañ ci part de responsabilité. te ku muy dem nag na nga dem tabaski ji mais xalaatal ne mën ngaa bañ a ñëwaat. wala di nga jaar ci yoon yu lëndëm. jërë ngeen jëf Sud FM. jërëjëf jërëjëf Alaaji Moussa. jërëjëf sëñ Sarr kon ñu ngi lay gërëm si intervention boobu ñu xaar ñeneen ci ligne bi rek si 88 628 98 98 tey nag ñu bëri daanaka daal ci mbas mi la ñu gën a wax waaye tamit bokk na ci sax ñu wax ci wàllu wàccaayu tabaski bi ci soble seeg pomme de terre pomme de terre yeeg yooyu. allo allo. oui salaamaaleykum. maaleykum salaam. Moussa ñu ngi nuyu di ziar. maa ngi lay delloo di nuyu. jërëjëf Amar la. jërëjëf sëñ Amar. dama yaakaar ne daal. man bu may déglu discours président bi dama tiit parce que lu bari lu ma ne du ko tudd rek ndekete dina ko tudd. bu mu nee ñu moytu. ndax foofu bareegu fa fi mu bareegu la fu mu bari. waaye loolu bu muy def tournée mi moom itam xam nga feebar bi sénégalais yi ñoo ko gën a gëm ñëpp ku koy gëm. mais nit ñi sonn nañu benn façon sonn boo xam ne kenn ku nekk sa xel ngay naxanteel rek seen bopp la ñuy nax rek. mais njiit kilifa ci boppam moo war a am rigueur boo xam ni te moytu jam-jam ba nga xam ni. conséquences yi mooy bari ñoom bu ñu defee yi ñu def nii. waaw. loolu rek la kilifa yi rek la askan bi weddi du leneen. te xam nga li lay xamal ni état Sénégal lu ma yàlla baal ni ñuy doxali sérieux wul Moussa grippe bi nekk ci dëkk bi grippe bi. bu dul corona nañ wax nit ñi nañ génn communiqué ci. waaw loolu war na leer ndax actuellement communiqué ci lii xew nii li tëral nit ñi. man de sama kër kenn desul. ñëpp ñam nañu. waaw mais loolu dañ ci war a communiqué loolu moo bu dul corona moo gën a grave corona ndax daj na. su fekkee corona la nag bu ñu fi nekk di jël benn mesure bu ñu tardeel kenn. dañu bàyyi nit ñi ñu dem dikk dem liggéey nit ñi amuñu mënuñu taluñu. dinañ si laaj lu ñu am ñu def ko ci hôpital yi ku dem foofu ñu soulagé la loolu laa ci xam de. dëgg la mais xam ne moom la ba pare di fi jël ay mesures di sonal nit ñi. amul benn sens. dëgg la. te grippe bi toll na foo xam ne ci dëkk bi vraiment man de li may gis xaw ma nit ñaa ngi koy gisam déet. boo laaj dafa feebar koo seet ku war a liggéey si dafa feebar. ñëpp a tëdd instant bii nii. waaw yéeme na de. benn communication bi ci war de kenn déggu ko. su fekkee corona la nag sens laa ko jàppe man. waaw
parce que kon jëlatul jan misir moom gagné nañu ba pare. alhamdulilah nag bi mu oyee fii jàll 2-3 jours jàll. nañ ci communiqué waxtaan ci bañ fi nekk di yàq xaalis di tardé nit ñi di leen bloqué yàq seen activité yeeg yu kenn xamul. su fekkee loolu mooy corona bi moom nañ ngir yàlla rek nañ bàyyi mu sedd. waaw. man loolu laa gis non nañ waxante dëgg Sénégal ñun dañuy raayante ak di naxante rek. waaw c'est vrai dañu. dañ ci war a communiquer Moussa. maanaam nañu wax nit ñi lu leer daal bu ko kenn jàppee corona mooy leen. mais waxuñu dara. waaw te man corona laa ko jàppee. dëgg la. su dee corona nag 1 franc bu ñu espérer waat sànni nañ suñ 1000 milliards ci ngelaw bi. bii yoon nag ngir yàlla war a suul. waaw 1000 milliards yi tant que jébbal nañu rapport nañu def calcul économique bi. dañu bàyyi xel bu ñu daaneel réew mi bu ñu fi tëjaatee mu fekk dinañ daaneel nit ñi. jërëjëf. waaw waaw. jërëjëf sëñ Amar kon 1000 milliards yooyu tant que jébbal nañ nag rapport bi njiitu réew mi nañ ko jébbal ñun tamit jox ñu ko ñu xool liggéey si liggéey ndax ci tamit askan bi ñu xool ndax dal na seen xelam déet waaw ndax fi seen alal lañ ñoo ko moom nee na woon balaa ñu ko jox noom kenn dañ koy jiitu réew mi ba pare waaw kon nag tant que jébbal nañ ko nañ ko indi ñun tamit ñu saytu suñu. asalaamaaleykum maaleykum salaam. Alaaji Moussa Thiam. naam. Saliou Dieng dëkk Tambacounda. sëñ Saliou bisimilah. ñu ngi leen di ziare auditeurs yëpp. ñu ngi lay fay lu bari sëñ Dieng. voilà man dama bëggoon a wax tuuti ci waxtaan wi. ayca bisimilah. may wax ne actuellement nii man maa ngi Dakar ci hôpital principal. mais feebar bi man damay dégg gars yu bëri di waxtaan président nii mais man je pense que loolu discours boobu nit ñi dañ ko war a teg ci suuf. parce que ku nekk président wér-gu-yaramam lay seet. ñun ñii nañ seet suñu wér-gu-yaram. ak wér-gu-yaramu askan wi. boo xoolee France Europe boo demee ci réew yi nekk fii yëpp ñoom seen président demul tournée. waaye virus baa fa nekk xasar nit ñi di dee. man dama foone nit ñi bu ñu nekkee ci situation bi xoolal fi mu nekk ni hôpital boo dem muy principal. muy Dantec muy Dalal Jàmm muy fépp ci Dakar xoolal même boo amee malade boo xam ne du corona place amatul léegi ci hôpitaux yi. mais loolu dafa jar nit ñi toog xalaataat bu baax te ñu bàyyi wax ay man ànduma ak président Macky Sall man Djibo Ka man renouveau laa bokk man bokkuma ci parti Macky Sall. mais gis nga nit ñi nañ bàyyi affaire wax président lu muy def na ko ba pare nañ leen seet léegi situation bi nu mu demee nii mais xool leen hôpitaux yi. parce que alxuraan alkarim laa la wax. billahi lazi laa ilaha ma ne la. hôpitaux yi même boo amoon biir buy métti amatul place ndax corona bi affaire bi nu mu songee. léegi lan la ñu war a def mooy que nit ñi nañu xool li ñuy wax naan ne dañuy dem tukki dem tabaski ji. ku ci jógee fii Dakar yàlla tere ko yàlla fekk nga am jàngoro boo demee ne da ngay dem tukki ji sa njaboot jox leen feebar lor leen kooku ban njëriñ la am nit ñi nañ bañ a xool li président di def wala lu muy wax mais ñu xool suñu intérêt bopp ak intérêt réew mi li ñu war mooy nañ leen nekk des citoyens mooy lan mooy que feebar am na même alxuraan man jànguma alxuraan baax mais dégg naa ne alxuraan sax dafa wax ne boo nekkee fenn ba feebar fekk la fa waruloo dem feneen da nga war a toog foofu donc man damay ñaan nit ñi nañ bañ a jox naan ay président tukki na fii loolu am na ba pare wees nañ ko léegi feebar baa ngi nii nañ leen seet nañ lañu war a def nañ leen toog te def geste barrière yi te man d'accord naa fenn moom que ne discours politiciens yi nañ bàyyi di wax te ñu bàyyi ñi nga xam ne ñoo nekk kër docteur ñuy wax gis nga tey lu ñu gën a war a gën a def mooy ñu xool demande nguur gi ñu xool ci CTE yi nan lañ leen di renforcer parce que CTE yi fi mu nekk nii non seulement ci ay affaire oxygène ak mais même si pays équipement individuel yi boo demee suñu dëkk bu mel ni Tambacounda tey boo xoolee CTE bi foofu directrice hôpital bi wax dëgg yàlla jigéen la de mais jàmbaar la mais nag tey góor gi daf leen war a renforcer ci en matériel et ci équipement yi ba pare encore beneen problème bu ci nekk mooy que ñiy liggéey ci CTE yi tey boo moytul heure bu nekk mun nañu dem grève parce que état baa ngi leen yoreel xaalis fayuñu leen te nekkuñu dans de bonnes conditions man je pense que ne yooyu waxtaan lañu war a wax te ñu bàyyi nekk naan ay président def na nii président def na ne loolu vraiment man sénégalais yi daal man jaaxal nañ leen bëgg suñu bopp bàyyi président ak gouvernement bi ñoom li ñuy def nañ ko mais ñun nañ seet li ñu war ñu def ko
allahumma salli ala sayyidina Muhammad ngeen baal ma. jërëjëf sëñ Dieng Saliou kon nag ci Tambacounda ñu xaar kenn ci ligne bi balaa ñu jël ñenn ñi nga xam asalaamaaleykum allo. allo. waaw ku baax doo wàññi rajo bi sa wet mu ngi aw bu baax. maaleykum salaam wa rahmatulah. waaw tur bi ak fa ñu woowee. Alaaji Moussa. naam. Mamadou Diop la AIBD. Diop bisimilah. na ngeen def ñu ngi sant bu baax. waaw auditeur boobu gën de sant nañ ko bu baax a baax constitution bi moom tegu na ci yoon. te itam am na njëriñ pour askan wi. ndax Alaaji Moussa xam nga ñun lu ñu gën a xaw a sonal tuuti fi mu nekk nii. waay xam nga sénégalais dafa yeewu te dafa mën a wax mën na wax ba indi njëriñ mën na wax ba indi leneen. fi mu ne nag ñun ñi nga xam ne ñii du sénégalais yi dañu war di séparer sénégalais yi. ak ñi nga xam ne ñii ay quelques personnes lañ rek ñi leen di influencer ak yu mel noonu ndax nit ñi li ñu leen war a digal fi mu nekk nii du affaire gouvernement bi na jël confinement wala keneen. maanaam sa kër yow bu nekkee sa kër comme mën nga def say confinement te kenn du ko te bi maanaam distance bi mën nañ koy joxe. bon am na yu bari yoo xam ne dañ doon génn di dem ci marché yi wala dañuy dem fenn wala ngay doxi lu ñorut mën nga koo bàyyi ñii liggéey moom dañoo war a dem liggéey bu ñu xëyee dañoo war a dem liggéey. maanaam séparation bi fi mu nekk nii matuwaay bi ñun ci population bi ci suñu bopp ñun ñoo ko war a jël loolu mooy li nga xam ne lii moo man ci corona bi dara état bi li mu mënal lépp def na ko. à chaque fois nag ñu ngi naan deful lii ak lii nii la ko war a defee ak lee la war a def mais moom li mu mënal def na ko. kon ñun population bi noo ci def. te population bi ci boppam li kii di wax naan population bi nañu yeewu mooy dëgg. bu ñu baasee comme auditeur boobu génn noonu mu expliqué nañ ñun ñi nga xam ne nii dana am ay xalaat di jël suñu xaalis di ko dépenser ci rajo yi di wax. nañuy expliqué population bi aussitôt li ñu war a def. mais mënuñu nekk ci rek à chaque fois état bi lii état bi lee dëkk bi dafa retard dëkk bi dafa def lii dëkk bi du avancé. loolu yëpp daf ñuy indi problème Moussa. li gën a rafet mooy ñuy conseillante pour yow mi nga xam ne yow yaa ngi ci sa kër nga def beaucoup de station seet noo mën a organiser woo ku war a na génn te nga xam ne doxut lu am solo wala liggéey wut wala yooyu mu confirmer boppam. très bien yooyu moo ñu ci mën a génne il faut ñu góorgóorlu ci yenn côté yi mais feebar bu toll nii mënta am ci dëkk bi ba pare. nit ñi nekk ci loolu ba pare di indiwaat ay kenn état bi waxagul kenn ne damay téye kenn nga bañ a tëbëki. tëbëki ñëw na ba pare 2 jours bi des wala 3 jours. teewul kenn ci la ñuy nekk di commentaire rek. teewuñu kenn mais dañu di jaadu na nit ñi di ko wax doomu aadama yi. Sénégal am na problème comme monde bi yëpp ni mu amee problème. absolument waaye nun nañ ko jiima seere nan góorgóorlu nun ci suñu bopp te lépp lu nu mën nu def ko ci. jërëjëf sëñ Moussa. Mamadou Diop AIBD kon ñu xaar keneen ci ligne bi xam naa balaa ñu dalal ñenn ñi nga xam daanaka bëgg nañ tamit bokk ci waxtaan wi noonu signalé wu pour que tamit ñoom tamit ñu cee leeral ci 88 628 98 98 bu nekkee am na keneen ku nekk ci ligne bi ñu daal di koy dalal sur seen rajo Sud FM 4 yéen seen biir émission lu ci xam. voilà ñu jël ci ligne bi docteur Ousmane Gueye waaw docteur Ousmane Gueye moom nag moo jiite woon SNEIPS waaye léegi mooy docteur maanaam directeur hôpital Pikine bu bees bi waaw docteur ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sëñ Moussa. waaw tey dégg nga waxtaan wi ci par rapport ak li nga xam ne moo di situation mas bi te ci xibaar sax ñu ngi naan Pikine bokk nañ ci li nga xam ne moo di CTE bu bees yu ñu ubbi. tout à fait tout à fait. waaw Moussa maa ngi lay nuyu di la gërëm di rafetlu émission bi vraiment di la féliciter. jërëjëf di la féliciter di la encourager mais aussi di gërëm ñu jot a dugg yëpp. ci émission bi ak liñ ci mënti wax rek. waaw defe naa ñu ci ku ne daal li la tax a jóg mooy defar. donc ñiy nuyu ñëpp di féliciter ñëpp di encourager ñëpp au nom du ministre de la santé et de l'action sociale. et di wax ni mbir mi effectivement tey laaj na ñi waxtaan ci. waaw laaj na ñi waxtaan ci laaj na ñuy wax bu baax ak population bi. mais Moussa man damay tàmbali rek wax ni tey ji même bu fekkee dañuy laaj na ñi waxtaan mais duñu fi wax loo xam ne waxuñu ko woon. dëgg la. waaw duñu fi wax loo xam ne waxuñu ko woon duñu fi teg loo xam ne teguñu ko fi woon. donc muy loo xam ni loolu defe naa lu am solo la ni ñu war nañ ko retenir. parce que li ci ëpp boo gisee tey xëy na dinaa ñëw après ci explication scientifique médicale. wax ci mais d'abord su angle société dafa am solo ñu taxaw ñun sénégalais ñu xam ni bu ñu tegee ay njiit suñu kanam. c'est parce que dañ leen a wóolu gëm leen
ñu war a mën a topp seen digle parce que digle yi ñuy def yëpp je crois que lu jëmal réew mi kanam la. ñu bàyyi défiance xam nga défiance Moussa dafay yóbbu nit ñi ci loo xam ne vraiment baaxul. Sénégal gis nañ loo xam ne tey jii défiance bi dafa bëri partout. loo teg même bu leen leeree ni effectivement lii mooy yoon lii la ñu war a def il faut ñu jëm ko weddi avant ñuy ñëwaat. Ça c'est un problème. mais la moo tax ba ñu egg ci cas de défiance yooyu est-ce que c'est le discours qui n'a pas porté wala nit ñi ñoo fuuyu wala ils font plus confiance à l'homme politique. Moussa xam nga le contexte aujourd'hui. xam nga contexte tey boo ko xoolee peut-être sax mën nañu wax ni c'est pas propre au Sénégalais. oui mais Sénégal tey jii le Sénégalais est devenu trop violent. Oui. Le Sénégalais est devenu très contestataire. oui xam nga c'est parce que quelque part liberté bi démocratie bu ñu wax liberté bi nit ñi xamuñu effectivement lan mooy démocratie en tant que tel. liberté d'expression aussi dañu koy wax noonu xamuñu lan mooy liberté d'expression. je crois que il serait important que les intellectuels ñii dellu soit di toogaat au niveau des plateaux di définir vraiment ces termes là di jàngal nit ñi. ñu mën a xam lan la. ñu bàyyi nit ñi bañ a dem noonu rek jàppee ko comme de manière une tradition littérale comme ni ñuy wax rek jàppee ko noonu loolu difficulté la mais discours bi aussi il faudrait que ñi war a porter discours bi ñu porter ko. oui. waaw et loolu tam yéen am ngeen ci wàll ñun am nañ ci wàll. parce que ku ne dañoo gis tey jii c'est vrai que développement moo laaj loolu ñu ngi koy rafetlu. liberté bu am nit ñi créer réseaux sociaux yi ak yooyu. mais léegi ku ne la ñuy tàllal micro. oui. ku ne la ñuy jox micro de telle sorte que. la bonne information pour mu am difficulté la. yow en tant que citoyen da ngay am problème pour xam lii kan mooy wax dëgg ak ku wax safaan. je crois que loolu tam c'est une difficulté tax na ba la désinformation am doole ci mbir feebar bi. waaw et loolu tam ñëpp ci war jàpp ñu xeex ko désinformation boobu teg. ñu joxe la bonne information. autant te comme ministère de la santé ni mu ko tàmbalee woon depuis jël benn léegi. nga xam ni lu xew dañu koy wax parce que tey jii xam nga ñu ngi 1366 cas. tey jii. c'est énorme. c'est énorme bari na. c'est énorme. kooku ku mu tiitalul vraiment gisuma lu la war a tiital. oui. 1366 cas. muy junni cas ak ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn. tey. ci lu positif. tey. xam nga taux de positivité bi yéeg. am loolu vraiment nit ñi war nañ cee bàyyi xel. war nañ cee bàyyi xel 29 cas graves. oui. nga am 5 décès encore. ñu compter suñuy compatriotes di faatu. vraiment war na daw yaram war na tiital nit ñi war nañu mën a taxaw. mais problème oxygène bi ñu doon évoqué loolu am na problème la. parce que danaa ci ñëw. xam nga souvent nit ñi dañuy defe ne bu tel waxee rek dañu ko weddi déedéet. kenn weddiwul. oui. xam nga gis nañu dem nañu Italie fii à un certain moment amoon nañ pénurie oxygène. oui. Inde am nañu pénurie oxygène te ñooñu de mooy dëkk yoo xam ne ñooñu ëpp doole téeméer yoon. ñun mën nañu am difficulté oxygène bu fekkee cas grave yi ak cas sévère yi dafa ëpp. te tant que cas positif yi ñu ngi yokk rek cas grave yooyu ak cas sévère yi dañuy yokk te dañuy soxla oxygène. oui. te bu ñuy soxla oxygène mais au fur et à mesure ngay utiliser sa oxygène. tey jeex dina am ñoo xam ne dinañ am difficulté am oxygène. mais heureusement ministère de la santé. certes amoon na période boo xam ne nit ñi amoon nañ tension ci oxygène. oui. mais heureusement que ministère de la santé jël na les devants commandé oxygène bu doy. mais est-ce que waruñu doon dem bo li nga xam ne moo di CTI am seen autonomie ci oxygène. parce que tout à fait loolu lañ nekk y a un technicien qui me dit que ni donc oxygène médical defar ko du dara. mais gis nga mënuma la wax exactement ñaata centrale oxygène la ñu samp. mais pratiquement tous les CTE am nañu centrale oxygène. seen autonomie léegi maintenant li nit ñi di soxla. xam nga boo prévoir pour 100 personnes nga daan am 50 nga dem bon am naa réserve 50. nga ñëw toog sa nit ñi yokku. d'un clin d'œil en un temps tee rek mbir mi yokku début bi ngay soxla. xam nga mun na def défaut. loolu kenn weddiwu ko. kenn weddiwu ko mais loolu mooy àdduna da ngay teg tey pas bi doyul nga tegaat beneen jéego. nga tegaat beneen jéego ainsi de suite c'est comme ça que les choses marchent. mais kenn du wax ne dañuy matal lépp à 100% c'est pas possible. c'est pas possible loolu c'est du domaine du bon Dieu. d'accord dañuy ñaan yàlla mu jàppale ñu. li nga xam ne war nañ koo def ak suñu askan ñi def ko ba mu mat sëkk. mais pour ne dañuy matal yëpp. loolu mënta nekk. mais maintenant Moussa la am solo dëgg ci li may wax.
mooy il faudrait que nit ñi bàyyi yenn commentaires yi. Moi je n'aime pas parler de terme politique ou pas parce que loo gis ci àdduna politique moo ko lal. dëgg la xam nga nit ñi ñooy yàq terminologie politique rek. mais politique lu noble la. mais nit ñi dañu war a bàyyi ku wax rek ñi xalaat ne fee la far wala fii la far ak fii déedéet nañu xool contenu message am. contenu message moo am solo xam nga bu ñu toogee. mais tamit le porteur du discours tamit am na solo. waaw c'est fondamental. waay c'est fondamental Moussa xam nga man damay joxe référence. du ma ko jëlee le 2 mars. bi premier cas Sénégal mais ñun de man bi ma ne jamono bi ma nekkoon SNEIPS. le 28 février 2020. les spots les affiches génn commencé woon na génn biir Sénégal. donc nga xam ni Sénégal anticipé woon na mbir mi. depuis boobu ba léegi kenn toogul kenn yenduwul kenn nelawul ba léegi ñu ngi liggéey man miy wax ak yow nii maa ngi nii Pikine parce que Pikine dafa war a bokk ci centre yi jël en charge l'épidémie. maa ngi nii au bureau ñu war a def réunion léegi à 11h45. pour liggéey ci loolu. ñaata lii la war a am bu état bi ne. dañu war a continuer di takk masque. dañu war a continuer di raxasu dañu war a continuer di dannante. mais Moussa quel que soit alpha man dama ne même bu fekkee tey def nañ rassemblement. bu fekkee tey def nañ déplacement mais le minimum que les Sénégalais peuvent faire. moom mooy takk seen masque saa su ne. loolu tout le monde peut le faire. tout le monde peut le faire bu vaccin amee nit ñi dem ñi vacciné wu. mais tension amoon na tamit ci vaccin bi loolu tamit bokkul mais avant boobu Moussa xam nga il faudrait que ñu wax aussi sénégalais yi seen faute fu mu toll. avant boobu toog nañu fii di ñaax nit ñi dem leen vacciné wu di leen forcer. oui di leen forcer. waaw au ni. dose yaa ngi fii nekk ñu toog rek. ba xaar à la dernière minute ba ñu ne léegi dose yi xaw naa jaar rek ñëpp rué. troisième vague ñëw na ñëpp rué non il faudrait que les sénégalais arrêtent ça. ñu bàyyi yu mel noonu. ñu xool man mii sénégalais laa moo xool lan moo ñu arrangé lan moo arrangé réew mi avant may xool lan moo ma arrangé. donc sortie individuelle de crise bi. nañu ko bàyyi ñu def sortie collective. sortie collective bi nag mooy na ñëpp ànd man ko topp le ministère de la santé et de l'action sociale. li ñu digle ñu def ko. damay dëgg nit ñi naan jox leen médecin yi wax man mii wax ak yow médecin laa. mais aussi il faudrait que ñu xam ni gestion épidémie. c'est du médical kese. oui. du médical c'est pàcc yëpp a ci bokk. ministère de l'intérieur ci la bokk. environnement ci la bokk forces armées ci la bokk. ñëpp gis nañu tey jii bu gouverneur yi bu ñu toogee dugaluñ ci seen loxo du sotti. bu police toogee dugalu ci loxoom du sotti. bu environnement toogee dugalu ci loxoom du sotti. ministère de la santé kese mënu koo ngànk mun nañu porter lead mooy li ñuy wax lead mooy jiitu. nekk ci kanam. mais ñenn ñi yëpp faaw ñu dugal ci seen loxo. donc moo tax gestion collégiale boobu. ak la démarche participative bu ministère de la santé def sous l'égide de Diouf Sarr Abdoulaye Diouf Sarr. depuis loolu ba léegi ci la ñuy continuer te loolu faaw mu am. mais dañuy wax sénégalais yi ñuy jàppale Sénégal jàppale seen réew jàppale seen bopp jàppale seen askan. tey jii naam duñu wax kenn bul dem tabaski ji. ministre li mu wax dafa leer. bu sañoon. nit ñu toog sur place bañ a tabaski. dem njiitu réew mi loolu la wax aussi. mais aussi quel que soit alpha bu nit ki demee ba ne damay dem. mais na jël jumtukaayam. mooy masque ak gel bu demee itam. na ko jàppale waa këram yi foofu. ñu takk seen masque je pense que c'est important bu ñu ko defee. mun nañu limiter wala amoindrir risque contamination yi. mais docteur bëgg naa laaj parce que période bi am na sax ñu la interpellé ci affaire boobu ci maanaam cas de grippe yu bari yi. est-ce que donc dafa laal corona wala parce que les gens en parlent beaucoup est-ce que corona la wala lan la ndax ci. voilà xam nga li am solo moom mooy xam nga dafa am période boo xam ne grippe day am. te coronavirus dafa bokk ci doomu jàngoro yu xeetoo ci grippe. ci même famille bi lañ bokk. waaw même famille bi lañ bokk. loolu moo tax lu ci ëpp manifestation yi même manifestation clinique ngay gis. mooy bopp bi tàng fii bopp bi métti yaram bi tàng ngay sëqat fii bakken bi di couler yaram bi diis ngay am courbature ak yooyu donc ñoom yëpp même façon kii la am. manifestation. mais loolu la ci am solo bu nit ki ñëwee kër docteur bi nga xam ne loolu la jàng. waaw day toog poser la question. dina la laaj examiner la bu fekkee nag. wóor na ko ni kii li may wax ni fortement suspect la. moo tax tey ñi dugal les TDR test de diagnostic rapide. ñi defaral la TDR bu positifé ñi dem confirmer ko ak PCR.
bu fekkee daf si xam nga parce que y a des faux négatifs. ñuy xoolaat ñu yóbbuwaat la defaat PCR. mais de àla kulli ne forcé dañ la examiner ñu defaral la test ñu xool bu fekkee grippe simple la am na traitement am. bu fekkee nag Covid la am na traitement am ñu wax la nii ak nii ngay comporté bu fekkee nag Covid bi dafa ànd ak comorbidité. mooy li ñuy wax ni da nga amee tension wala da nga amee diabète wala da nga amee leneen. ñu ne kii de terrain à risque la nañ ko hospitaliser. bu fekkee nag dafa commencé def ay détresse respiratoire ñu ne kii cas grave la wala cas sévère la ñu yóbbu la foo xam ne am na oxygène ñu mettre la oxygène commencé la traité. c'est comme ça que ça se passe mais ñun en tant que médecin infirmier sage-femme ñoom yëpp xam nañu lan mooy grippe ak nan lay manifesté wu de telle sorte que boo duggee kër docteur ñëw nga indi yenn symptômes yi dañ la examiner bu baax danañ la interroger bu baax ba mën a def lu ñuy wax le diagnostic différentiel mën a éliminer yenn yi pour mën a retenir benn diagnostic positif et le diagnostic positif bu ñu koy retenir day fekk ñi def biologie bi confirmé ni effectivement kii dafa am Covid-19 ñi jël la en charge bu fekkee cas simple la ñu bàyyi la sa kër li ñuy wax prise en charge à domicile mooy pekadom mais médecins yi continuer di la di la saytu di la évaluer bu fekkee cas boo xam ne dafa laaj hospitalisation mooy comorbidité mooy cas grave muy sévère ñu jël la hospitaliser la mais docteur ak li ñu annoncé ni tey ci cas est-ce que jàpp nga ni kon boo mooy li njiitu réew mi di ñunumti suuf boo mo dinañ fa egg maanaam indiwaat état d'urgence avec li nga xam ne moo di monter lii di courbe bi waaw 1366 cas dafa bare tey dafa bare benn jour rek nga am lu toll noonu et damay gis te dama xool ci réseaux sociaux ma sama xool bon tuuti mais aussi ma yéemu parce que dama gis koo xam ne dafa bind naan lii chiffre bu ñu inventé la Moussa ban intérêt la ministère de la santé ban intérêt la autorité yi am tey di inventé chiffre pour tiital seen askan mukk ci àdduna xalaatuñu ko ñun en tant que médecin prêter serment wala wax dëgg yàlla ak âge bu ñu am te vraiment defe naa dépassé nañu ci loo xam ne dañuy def loo xam ne dafa neex Samba wala dafa neex Mademba déedéet dañuy def te suñu aqulaata la dañuy def parce que musulman lañ dañuy def parce que tey ji sénégalais lañ dañu war a wax dëgg sénégalais yi y a 1366 cas 1366 cas bu ñu évoluer vers une situation de sévérité ou bien de gravité vraiment structures yi yëppay débordé bu da bu kenn wax ni mënul nekk mën na nekk les gens peuvent être te bu ñu déborder dañuy dem ba fu ñu naan li ñuy def choix comme yenn état yu ñu def di xool kii la ñuy jël ak yooyu ngalla balaa ñuy àgg foofu na ci ñëpp jàpp ñu góorgóorlu mais on va vers lii di moo di tabaski bi déjà ndaxte nag marché yi ça grouille de monde ndaxte ñi ngi si préparatif yi yooyu mais lan ngeen digal askan wi jaaykat yeeg ndaxte déjà gis nga ay commerçants yi woote ni Colobane ak feneen marché yi daanaka nit ñi sax faalewuñu masque mais moom laa lay wax ne Moussa xam nga boo xoolee support de communication yi service national defoon dañu wone marché bi ki daan dem marché gàddu siyam takk masque mais loolu dafa war a valable ci foraay muy fu ñuy jaayee xar yeeg tey jii fu ñuy jaayee ci daral yi boo demee ci biir marché yi mais muy commerçant bi damay ñaan sa commerçant yi bu ñu nangu kenn dugg seen boutique sans masque nañu wax ni kuy dugg sama boutique na takk masque jaaykat table bi kuy ñëw di waxaale ak yow ne ko mu takk masque parce que balaa nga naan naam ne fa loolu moo am solo gis nga maa ngi dem tabaski ñaanal yàlla dem tabaski ci nga ànd ak wér-gu-yaram yóbbul sa waa kër yi wér-gu-yaram mais bul ñaan yàlla dem tabaski yóbbul sa waa kër yi jàngoro donc de telle sorte que biir marché googu nit ñi nekk kenn mënul tere kenn dem marché mais biir marché nañ takk seen masque muy jaaykat bi muy jëndkat bi nañ ñëpp takk seen masque ñi nekk ci gaaru ceeri nañu takk seen masque ñi nekk ci darali nañ takk seen masque loolu vraiment defe naa loolu warul compliqué di ñaan nag population bi ñi am doole ñoo xam ne yàlla baaxee na leen comme ni ñu ko defee woon ak l'engagement citoyen yi ñu amoon ñu jàppale askan wi utal leen masque may leen gel defe naa bu ñu defee solidarité bu mel noonu mun na dimbali Sénégal mu mën a mucc ci troisième vague bi parce que mbir mi métti na ku ko wax métti na ku ko waxul métti na donc ñi permettre les gens au moins ñi xaw a am sécurité au niveau des structures sanitaires mooy bañ a am lali fees à plus de 100%. loolu baaxul ci benn structure te Covid kese du feebar fii tension am na fi diabète am na fi pneumopathie am na fi lu ne am na fi te ñooñu tam dañu soxla ku leen jël en charge mais bu ñu waree jël suñu ressources yëpp
tourner ko vers la Covid dina indi problème il faut askan gi jàpp ci Moussa ñi bàyyi diw def na lii président wax na lii dem na fële yooyu ça ce n'est plus d'actualité dépassé nañ ko lan mooy actualité mooy les faits aujourd'hui faits yi fi nekk moom mooy 1366 cas lañ am tey dëmb on avait 738 cas barki dëmb 733 cas loolu la ñu war a xool ni xool ndax ñun tey ji suñu structure sanitaire nga xam ne un petit pays la ñu am est-ce que tey ji mun nañu dëkku lu mel noonu balaa ñuy àgg ci hécatombe balaa ñuy àgg ci catastrophe balaa ñuy àgg ci loo xam ne ñu ngi naan su ma xamoon vraiment dès à présent na ci jëpp jàpp moo tax may lancer appel muy autorités yi muy chef religieux yi muy chef coutumier yi muy leader communautaire yi muy ASC yi képp koo xam ne vraiment am nga baat mais ñi jàppale ñu commencé ko ci chef de famille bi defe naa loolu moo gën a am importance chef de famille bi képp koo xam ne yaa ngi sa kër am nga fa baat parce que normalement am nga baat sa kër nga ñaax sa njaboot mu takk masque raxasu moytu yenn yi mais bu ñu ko commencé à partir de la cellule familiale yéeg ci kaw defe naa dina sotti incha allah rabbi jërëjëf docteur bëggoon naa laaj nag une toute dernière question ça concerne peut-être sa nomination si hôpital bu bees boobu ndaxte foofu problème bi fa yàgg mooy le pôle mère enfant ñu bëri samp nañ ko fa te ça fait des années ba léegi évolué est-ce que foofu mën nañ ci am yaakaar ci nu mu gën a gaawee incha allah rabbi ñu ngi ñaan vraiment di remercier ministre de la santé mi Abdoulaye Diouf Sarr mi proposé suñu nomination au président de la République bu ñu Pikine di ko gërëm di ko jaajëfal mais aussi di ñaan ñëpp ñu ñaanal ñu yaakaar bi tax ñi indi ñu fi mu yàlla matal ko mu sotti te li nga wax bokk na ci li ma njëkk sas mooy pôle mère enfant bi incha allah rabbi ñu góorgóorlu ba liggéeyi tàmbali ñi defal ko am nañ ci njort gu rafet nag parce que fan yi ci gannaaw def nañ benn réunion bu am solo boo xam ne regroupé na vraiment bureau d'étude bi regroupé entrepreneur bi conseil d'administration bi ministère de la santé ak jéem ñun ñëpp toog nañu pendant presque 2 heures 3 heures de temps ñi waxtaan ba vraiment am terrain d'entente incha allah fii les quelques jours dinañ gis la reprise des travaux et te gëm naa ne loolu bu sottee dina arranger hôpital Pikine mais dina arranger banlieue arranger Sénégal parce que bâtiment boo xam ne ça va faire plus de 132 lits près de 132 lits maternité ak pédiatrie bokk ko wax dëgg yàlla dina soulager vraiment la population sénégalaise et ñu ngi ñaan nag ñëpp jàppale ñu ñu ngi tàllal suñu loxo ñëpp ñaanal ñu mbir mi sotti vraiment am nañu yaakaar ni dinañ ko tàmbali ci nu mu teelee incha allah ñoo ngi lay gërëm di sant docteur Ousmane Diouf jërëjëf voilà kon dégg ngeen ci fànn nag xam naa du nag yeneen jamono ci yeneen waxtaan ci fànn ndax nag tey dégg ngeen ci li ñu wax ci kaay kon nag mbir mi yéeme na moo ngi ci loxo ñëpp waaw kon nag ku nekk na ci def loxoom ndaxte nag mbir mi daal commencé na di jikki dayu bu baax a baax ci loolu nga xam nag moo di ci la ñu wax ci fànn kon mbokk yi xam naa nag du ñàkk ñu kati jotaay bi fii waxtu ñu cëraloon jot na daanaka di dig daje ñëpp incha allah di leen gërëm di leen sant ci waxtaan wi nga xam daanaka bëgg nañu di leen dig daje incha allah ci docteur Ousmane Gueye maa ngi jégalu kon nag di jégalu bu baax a baax di nuyu tamit ñi nga xam ne ñoo ngi ca Mauritanie waaw moom ndaxte nag yaa responsable sénégalais kon nag mu nekk ci liggéey boobu di Seydou Nourou Dia moom nag OMS dépêché ko foofu ci wàllu Covid bi waaw foofii ci Mauritanie kon nag ñoo ngi koy gërëm di ko sant ci ànd bu mu ànd ak ñun di leen dig daje incha allah si samedi bi di ñëw ci beneen waxtaan sur seen rajo Sud FM 98.5. émission bi di loo ci xam pharmacie nationale d'approvisionnement moo leen koy may pharmacie nationale d'approvisionnement di PNA di leen taxawu ci ay garab ci générique muy garab yi nga xam ne garab yu baax la yomb te wóor te ngeen soxla ko fépp fu ngeen nekk te mu jëm ci ñëpp ñu xamal leen ne PNA mu ngi ci région yi nekk ci Sénégal yépp office national bu assainissement bu Sénégal ñu di ko wax ONAS dafa dellu di ñaaxaat askan wi ci mbalit yu dëgër yi nga xam ne moom la ñuy faratal di sànni ci bépp réseau ONAS nga xam ne ndox yi du mën a dem ni mu ware di jur xet gu bon di indi ay jafe-jafe ci sunu dëkkuwaay ak li ko wër képp ku nemmeeku nag yii gàllankoor ONAS tegal na leen fi numéro bii ñuy wax 81 810 12 81 810 12 numéro bii ñu leen jox mën ngeen cee woote waxtu wu ne
bés bu ne ONAS dafa taxaw jon ngir sellal sunuy dëkkuwaay ak li ko wër. PNA di pharmacie nationale d'approvisionnement ak ONAS office national de l'assainissement du Sénégal ñoo leen doon may seen émission loo ci xam ak El Hadj Moussa Thiam.